jërë ngeen jëf mbokk déglukat seen rajo Sud FM 98.5 amaan nañu mbégte rek ci kattanu borom bi ñu àddoo fii ngeen di teelu si seen émission lu ci xam seen émission lu ci xam ñëwaat na nag tey ñuy waxtaanee si li nga xam ni daanaka daal tey jamono ji lëmbee na réew mi waaw am na lu am solo mu ci am solo kon nag tey jii nuñ koy defee rek dinañ dalal ci waxtaan wi nga xam ni daanaka nuñ koy defee rek samedi junne bu waxtu wi jotee ñu waxtaanee ci li nga xam ni mooy lay xew-xew yi wala yenn jafe-jafe yi sax wala sax li jëm ci wàllu daal yoreen wi ci bonne gouvernance ak yëpp ngir rek li nga xam ni mooy daal ci réew mi ci anam yi ñu koy ree ñu gën a mucc ayib wala joyanti askan bi tamit wax ci lañ ci xam ci nañ ñu jàngatee nu ñuy yore yenn mbir yeeg ak ndax maanaam jub naag wala la ca dëng ak wala lañ ci séentoog yooyu yëpp tamit ndaxte ca la ñu bokk ba tax ni tey dañuy waxtaanee benn phénomène bu yéeme jamono ji phénomène boobee daanaka daal ñu ngi koy gis ci mbeddu Ndakaaru yëpp maa ngi jégalu mu di deux roues yi jamono ji nu ñu bëree ci Ndakaaru gi rawatina nag tamit benn phénomène boo xam ne gis nañ ko ci biir Dakar gi mu di Jakarta ak li nga xam ni moo di cag-cag dinañ ci waxtaanee dëgg la même sax bu nekkee contexte bu ñuy waxee ni fu mu ne nii ndawam xëy ndaw yi dafa sooxe teewut tamit liggéey boobee ñu bëri jël nañ ko est-ce que liggéey boobee kenn nu muy dawee ci biir Ndakaaru réglementaire texte réglementaire yi lañ ca wax yooyu yëpp dinañ doon joom a jëkkoog ki nga xam ne moo di le directeur du transport ci fànn woowee mu ñëw ci wàllu réglementation transport ni ñu ko tëralee li jëm tamit ci li nga xam ne mooy luy Jakarta ñoom luy seen liggéey ak lii di cag-cag yooyu yëpp dinañ ko firim fàcce ndaxte nag mu di loo xam ni naam bu nekkee am nañu jàpp ni war nañ ko jëfandikoo fii ci biir Ndakaaru am ñu ne déet ndaxte dañ ko war a réglementé yooyu yëpp di ay questionnement yoo xam ni danañ ci ñëw ci suñu gan bi nga xam ni tey indi nañ ko fii di Mamadou Ndiaye bi nga xam ni moo jiite résoudre nag maanaam benn association la boo xam ne daanaka seen kuréel mu ngi taxaw di wax ci li nga xam ne nag moo jëm ci wàllu daal lépp lu ëmb deux roues yi kon nag ñu ciy waxtaanee ñoom tamit ñu cay jox seen i xalaat ci taxawaay yi nga xam ne nag daanaka daal ñoomee jàpp nañ ni war na gën a mën a ñoŋal li nga xam ne mooy liggéey joojee mu di nag le réseau sénégalais des organisations d'usagers des deux roues mu di résoudre waaw kon nag loolee ñooñee di def liggéey bu mucc ayib jëmale ko sa kan teew tamit waa police envoyé nañ leen tamit jëm nañ leen contacter waa relation publique ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu seen liggéey jëmale ko ci xeet woowee ak ci tali wi nañ ci taxawee bu nekkee nag jàpp ni na ñoom tamit mën nañu see woote waa CETUD nag ñoom daanaka ñoom day jafe tamit ñu jot leen ndaxte nag c'est vrai que le transport urbain la ñu wax te seen liggéey la baaxoon na tamit ñu am leen ci li nga xam ni moo di tey ci dajal yi waaye nag daanaka daal directeur bi bon ñu mu ngi déglu bu gànte loolu tamit mën na dugg ci waxtaan wi wala techniciens yi fa nekk tamit indi ci tamit lañ leen ci yittewoo ndaxte nag ñoom loolee tegu na ci seen i ndodd ci li jëm ci wàllu organisation lii di transport urbain bi fii ci mobilité yeeg ak lépp li nga xam ni moo ci jëm ci fànn woowu ba ci sax gouverneur donc de la région de Dakar moo di situation de rue yi fii ci Dakar wala sax ci Sénégal globalement ndaxte nag bu leen réere mbir ni daanaka Sud FM defoon na cëpp taxaw gëstu war na moo tey weer ni ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu lii ñu jàngatee lii nga xam ne mooy utilisation de roues yi comme moyen de transport fii ci biir Sénégal rawatina nag ci biir Ndakaaru capitale bi ak tamit yan impact sur le plan économique même sax sur le plan sécuritaire na lañ ko war a gérer rek yooyu yëpp incha allah du ñàkk tamit waa police dugg ci waxtaan wi ñoomee tamit ci fànn woowu naam bu nekkee ñoo ngi waxtaanee ak li nga xam ne daanaka jamono ji gis nañ ko ci mbedd Ndakaaru yi mu ngi commencé di bari ci li nga xam ne moo di nu ñuy jëfandikoo deux roues yi ba léeg-léeg sax da ngay gis ni daanaka daal police tamit day taxaw di leen di serré ci wàllu contrôle ak yooyu yëpp ci xam naa nag ci CMC yi lay nekk ak yu mel noonu du ñàkk tamit ñu dalal suñu gan bi nga xam ne tey mooy la ñu dalal mu di njiitub résoudre nag moom comme mu leen ko waxee donc c'est le réseau des usagers donc sénégalais des usagers donc des deux roues mu di résoudre tey nag di Mamadou Ndiaye sëñ Mamadou Ndiaye ñoo ngi lay dalal. asalaamaaleykum Moussa Thiam maa ngi lay ziar bu baax di nuyu aussi waa Sud FM yëpp. di nuyu aussi waa Sénégal. di nuyu vraiment conducteur de deux roues yi nekk Sénégal yëpp. seen suñu représentants yi nekk ci région yi ak département yi. di ñaan yàlla rek lépp lu ñu fi wax mu doon njëriñ ci réew mi doon njëriñ ci jeunesse bi doon njëriñ aussi ci àdduna bi su ko defee
ñëpp jëlee fi njariñ ba nga xamante ni dina doon sensibilisation bu mag. et que vraiment ñuy wax rek képp ku mën a dugg aussi gën ci indi leeral. di ñaan aussi vraiment le directeur du transport monsieur Cheikh Oumar Gueye mi nga xam ni moo ñu njaboote. waaw bu fekkee ni mën na dugg aussi. vraiment non mu ngi ci waaw incha allah voilà. donc la police et la gendarmerie aussi. ñu mën cee dugg. ñu indi ay leeral indi ay waxtaan. yi nga xamante ni dina mën a jëriñ réew mi parce que ñoom la ñu yaakaar ñoom ñoo fi nekk. ñoom ñoo ñu war a teg ci yoon. accompagner ñu. ba nga xamante ni vraiment dinañ mën a liggéey si suñu réew tranquillement oui et que benn problème bañ a am. d'accord maa ngi nuyu ñëpp di sant. ñu ngi lay gërëm ci teew si sa teew ndaxte nag waa fu sori nga jógee kon nag ci lépp rek ngir liggéeyal Sénégal lu ci am solo la c'est bien à préciser suñu doon wax tey usager de roue kon Mamadou yow usager de roue nga. waaw bien sûr waaw lu tax ngeen taxawal kuréel boobu. voilà donc kuréel bi. mi ngi tudd résoudre. waaw le réseau sénégalais des organisations d'usagers des deux roues. waaw. comme ñun dañoo yàlla dafa def ñu moto nekk ci suñu biir xol. ñu judd ci màgg ci. waaw. cofeel d'abord moo ci jiitu woon. am cofeel. waaw voilà et ensuite ñu dem ba ci biir gis ni ñi ci nekk ñëpp du ñëpp ñoo am même comportement bi. waaw et ensuite ñu gis ni phénomène bi. mi ngi commencer di avancer. donc yàlla def ma taxaw ci. ànd ak sama équipe vraiment. yow deux roues yi ban nga doon utiliser pour say liggéey wala pour sur le plan li ci njëkk a jiitu. mooy déjà amour bi maanaam jënd mu wal. di ci dox samay soxla. waaw voilà ñu dem ba yàgg a gis tournure bu ci am. muy maanaam jamono bi nga gënee xam ni xale yi ñi ngi doon jël gaal yi di dem Barça ak Barsaq. mu indi woon ay complications. waaw suñu naataango yu bëri ñàkk ci seen bakkan. donc di ñaan yàlla na leen yàlla yërëm. yàlla xare leen àjjana. ndax dañu demoon rek pour wuti lu ñu am. ndax loolu moom kenn ñaanu ko. kenn souhaité wu ko aussi. bon yàlla def nag ñuy waxtaan ak ñoom ak yu mel noonu. donc ñëpp jàpp ci nag parce que su ma nee ni man la rek. damay wax lu ma neex ñëpp ci jàpp. télé yi jàpp nañ ci presse beeg. ñëpp jàpp nañ ci kenn ku nekk di yedd sa moroom kenn ku nekk di wax ñu génnee ko gis inconvénients yi mu am. ndax aussi am sa doom mu toll ci war laa dimbali. mun laa dimbali mu dem ñàkk bakkanam ci ndox mi. ak loolu dafa metti dafa metti donc nag si la xale yi. daal di nag commencé di jënd moto di dawal maanaam ñu jiitu ci Jakarta maanaam. di dawal di commencé def ay transport ak yu mel noonu parce que loolu mi ngi déparé ci jamonoy Ablaye Wade. waaw ay 2004 2005 mooy jamono yi. waaw am na ñu ci tëjoon kasu sax. ñi nga xam ne ñu ngi woon Thiès. astafurlah Kaolack ak Kolda ainsi de suite. ci dëkk surtout Kaolack. surtout Kaolack donc. ñooñu ñoo xeex ba président Wade defoon benn arrêté. par rapport pour ñooñu décret pour que ñu mën a commencer def transport. voilà léegi nag mu war a des nag ay accompagnement. yi nga xamante ni moom wàllu formation. ainsi de suite. kon décret bi pour ngeen def transport signé woon nañ ko bu yàgg. waaw mais loolu c'était pour les régions. bokkul Dakar bokku ci. voilà Dakar bokku ci. parce que foofu tamit peut-être est-ce que du ñàkk moyen de transport yu bëri yee tax ndaxte transporteurs yi yabuñu ko moo tax ñu bàyyi foofu mu mën a dem. waaw xam nga soo xoolee. déjà réew mi. suñu réew la te ñun ñëpp dañoo bokk ci suñu développement réew. dëgg la et que mu am nag ay sooxe. lépp matul parce que nag vraiment liggéey aussi manqué na ci réew mi. donc mu nekk moyen de transport bi nga xamante ni gaaw na. gaaw na ci dem defi sa soxla dellusiwaat. te je crois que actuellement. Sénégal amul benn société wala benn kii bu nga xamante ni amuloo moyen de transport bu dul deux roues parce que moo mën a gaawal say mbir. seen i courrier seen ay lekk wala seen ay naan heure pause yi ngeen di def. ak yeneen yi nga xamante ni deux roues mi ngi koy liggéey mu am importance lool ci réew mi. donc loolu dama koy wax côté Dakar. mais bu dee côté région yi nga xamante ni tey mën naa la jox un exemple. parce que le réseau sénégalais des organisations d'usagers des deux roues nous sommes au nombre de 185 000 xam nga 185 000 personnes. ñuy dawal deux roues. waaw macha allah. maintenant yàlla def nag. mën naa joxe benn chiffre d'affaires bu ndaw bi nga xamante ni. allez-y waaw. deux roues yi surtout les jakartaman damay taxaw surtout les jakartaman. ñi ngi koy apporter seen commune. parce que soo xoolee tey un jakartaman. waaw boo xamante ni tey 2000 francs lay joxe
ci commune am di verser impôt dañuy verser suñu impôt. ah oui oui taxi da ngeen koy fay. dañuy fay impôt. chaque mois am na dëkk yoo xam ne 2000 francs ngay fay. am na ñoo xamante ni 3000 ngay fay. donc ñi ngi jéem a waxtaan ak suñu représentants yi. ak kilifa yi. ñu jéem ko régulariser au moins def ko benn prix boo xamante ni dafay nekk prix boo xamante ni. waaw uniforme bon donc waa standard. waaw. maintenant soo xoolee tey je donne un exemple xoolal tey 185000. kenn ku nekk joxe 2000 francs ci weer bi. waaw xam nga ñaata la. day nekk 370 millions. 370 millions lay jëkk par mois. waaw bu ñëpp joxee. loolu ngeen di dugal ci collectivité territoriale yi. par mois. bu fekkee ni ñëpp joxe nañ. léegi nag bu fekkee ni at mi la. dafay nekk 4 milliards 400. day nekk 4 milliards 440 millions. comprendre nga. xam nga loolu. ba pare bokkul ci nga yor sa kër. di ci joxe dépense. ñuy dem marché. bokkul nga ciy tabax. am na ñoo xam ni ñu ngi ciy tabax. am na ñoo xam ni si la ñuy takk seen soxna yor si seen kër. c'est des ambassadeurs. c'est des gens nobles. c'est des gens yi nga xamante ni. dañu taxaw pour seen développement réew. gis nga même hydrocarbure par exemple station yeeg yooyu noonu. liñ ciy contribuer kenn xamul nu toll. du dëgg. donc loolu dafa nekk li nga xamante ni dafa nekk ci kanamu ñëpp. ñëpp gis ko. kenn mënatu ko nëbb. c'est un phénomène incontournable. waaw mais dans les régions wala à Dakar parce que gis nañu tamit dans les régions même si wu nekkee moom mooy moyen bu ñu gën a prisé mais léeg-léeg tamit ñu cay dawal daanaka est-ce que ci li nga xam ne moo di sàlloog mesures yi parce que bu ñu leen autorisé ngeen di daw dafa am tamit yu ñu teg ne voilà di ngeen war a sol lii wala di ngeen war a dawee nii kilomètre wala nangam. waaw xam nga loolu. tey résoudre. dafa jóg di def ay campagne de sensibilisation sur la prévention et la sécurité routière. si suñu ay moyens bopp. dama koy préciser. si suñu ay moyens bopp. yàlla def bu ñu demee di waxtaan parce que benn nit boo sensibiliser rek. mu rëcc ci maanaam ci accident mën a xam tuuti ainsi de suite. sauver nga réew. parce que nit kooku suba mën nañu représenter nekk ba pare suñu secteur. suñu secteur am na lu bari aussi lu ma ci fàtte mooy il y a des intellectuels des bacheliers. ainsi de suite. des gens importants des gens yi nga xamante ni. dañoo jàng am njëriñ pour réew mi. amaguñu ci luñ jàpp. ñu daw ñëw ci secteur bi. donc secteur àdduna nag. lépp loo mën a gis ci àdduna dañ koy liggéey. toog waxtaan organiser ko. sottante xalaat. am li nga xamante ne nag duñu topp neexaayu lu neex nit ki. ba bàyyi ko muy def naka su du noonu. mais loolu da cee bëri ndaxte léeg-léeg ñu tuddee leen sax ay yenn salles yu bëri dans les régions. dañ leen di tuddee salle Jakarta man parce qu'il y a trop d'accidents yoo xam ne daanaka mais loolu. ñiy dawal Jakarta yi la ci seen i coobare bakkan la wala daal ndaxte gis nañ léeg-léeg sax xale yi dañ ciy fo. waaw xam nga xale nag moom ñun ñëpp jaar nañ ci xale. waaw te xale dafay am foo xam ne bu fa tolloo. loo waxanteeg moom sax du ko dégg ndax deretam. tàngoor bi ak day tàng. léegi nag am na ñoo xam ne conscient wuñu sax ci liñ yor. conscient wuñu ci liñ yor. conscient wuñu aussi ni seen avenir mën na ci yàqu. parce que soo demee ci hôpitaux yi. nga xool. da ngay gis ñi nga xamante ni kenn yéene wu leen ko. seen ay tànk dagg na ainsi de suite wala ñu gaañu ay gaañu yi nga xamante ni. gaañu yi nga xamante ni dootuñu baaxati. waaw et loolu. même sax ba gaañ tamit client bi. waa gaañ client bi wala gaañ keneen. léeg-léeg ay bakkan yu voilà léegi nag loolu. li koy faj mooy def des formations. et régulariser secteur bi. et c'est possible. maanaam. képp gi nga xam ne yaa ngi def taxi. ñu waxtaan ci ak l'État. vraiment ñoom aussi ñu ngi leen di remercier ci côté boobu parce que ñi ngi ñuy déglu ñi ngi waxtaan ak ñun. ñi ngi ñuy déglu waxtaan ak ñun. par rapport. nan nañu mënee assainir secteur bi nan nañu mënee jàppale ci xale yi pour des formations. jàppale xale yi aussi pour ñu mën a am ay permis de conduire. jéem aussi xool secteur ba kenn ku nekk ñu mën la xàmmee donc ñu ngi ciy waxtaan. assainir ko mais justement parce que est-ce que dans les régions aussi seen décret maanaam gouverneurs yi yooyu ñuy def arrêté yi kon est-ce que amul ay maanaam at buñ ne comme dans le transport ne at bii bokk amul war a dawal Jakarta ak yooyu. waaw xam nga loolu. bokk na ci wàllum yoon. yoon moom. même islam. islam ci boppam dafa naan tey boo demee ba am 18 ans. wala nangam ci la ay mbirum islam di door di la topp donc même ba 16 ans da ngay dawal moto am nga droit dawal moto. 16 ans la ba 16 ans am nga droit dawal moto. léegi nag li ci am mooy. ñun ñëpp ñoo war a jóg taxaw gis phénomène bi taxaw ci. jéem a xool nañ ko régulariser.
loolu mooy dëgg. waaw parce que suñu secteur bi am na ñeneen ñu ci dugg ñoo xam ne ñu ngi koy yàq. ah oui oui parce que dañuy profité comme moyen la de transport bu gaaw. am na ay defkatu ñaawteef yoo xamante ni ñu ngi dugg suñu biir secteur. mais gis nañ si parce que chaque jour ñu accusé que ni volant l'arraché maanaam ñiy sàcc di daw. daanaka ñu bëri ne nañu ay jakarta la ñu yor mais yéen est-ce que xoolu leen tamit seen côté boobu ndaxte am ñu comme ni ndeysaan waaw Père Joxaane doon ko waxee moo doon def émission bi am na ñuy gàmm am na ñuy raas dem. waa xam nga àdduna nag. foo dem fekk fa loolu. secteur boo dem di nga am ñi nga xamante ni dañ taxaw comme ay patriotes am ñi nga xam ne ay yàqkat lañ. waaw man mii di wax ak yow nekk naa victime gaare naa sama moto. bëccëg ñëw fekk ñu yóbbu ko. loolu nag mënoo ci def ko tu ñaawteef moom. ñun dañ nekk ay victime dañuy gis ko yor sa moto di liggéey sax nit jël la. yóbbu la ba ci àll bi yow yaa moom sa moto déglul baax li may wax. nga moom ko nekk un conducteur. nit ñëw jël la yóbbu la ba ci àll bi rey la wala gaañ la. nangu sa alal yóbbu. kooku mënoo ni conducteur de deux roues bi la. mënoo ni borom scooter bi la mënoo ni borom jakarta bi la. mënoo koo wax donc ñooñu ñooy dugg ci secteur bi bëgg koo yàq. mais nag mën nañu assainir secteur bi. mën nañu ko assainir ba nga xamante ni ñi nga xam ne dañu yor seen jakarta di dawal. ñu jox leen des cartes professionnelles. jox leen ay gilet ay couleurs ainsi de suite. bind ci ginnaaw gilet bi sa numéro téléphone sa tur. sa numéro moto. chaque fin du mois ñu dem impôt fay ñu daggal ñu quittance. nga am permis de conduire. casque soo ko solul loolu policier bi moom bu la jàppee bu mu la ci yërëm. parce que loolu sa sécurité la sa sécurité la. maanaam ñi nga xam ne aussi dañuy jël seen ay moto futti ko maanaam dindi carénage bi ba kenn mënul xàmmee loolu. c'est des choses yi nga xamante ni ñun dañ koy ñaawlu. te d'accorduñ ci. d'accorduñ ci nit ki da ngay taxaw ni nga war a taxawee. corte ba ku la gis mën laa respecter. voilà mais dans les régions c'est vrai que dëgg la léeg-léeg yaa ngi doon wax ni yéen jakartaman ay victimes ngeen léeg-léeg ngeen dem ci àll bi nit yóbbu leen faat seen bakkan wala agressé leen yóbbu seen alal. waaye tamit vice versa léeg-léeg tamit ñu gis ay dawalkat yoo xam ne dañuy yóbbu ay soxna wala ay des personnes vulnérables di leen def naka sudul noonu. waa xam nga tey. moom laa la wax ne le secteur bi dafa am ñu ci dugg. xam nga tey. damay génn tuuti suñu secteur xoolal tey oto par exemple tey dañuy gis koo xam ni dafay dem sàcc oto jàmbur. ñëw def ci ñaawteef. ñu jàpp oto bi bu ñu defee ay enquête gis ni kii kat ki ko doon def moomul oto bi wala nangam ak nangam. yooyu dafay am suñu secteur dafa am yi nga xamante ni dañuy jël loolu. def ko outil de travail maanaam di ci defi ji ay ñaawteef ñooñu nag. ñu ngi ciy profité ci occasion bi di ci remercier la police et la gendarmerie. wax dëgg yàlla ñi ngi def seen liggéey. di jàpp ñi nga xamante ni ay defkatu ñaawteef lañu ak yu mel noonu. donc ñoom je crois que seen liggéey la ñuy def par rapport jàpp yi nga xam ne ñu koy jàpp. ñu bëggoon nag vraiment que aussi ñu xaw a jàppale xale yi tuuti. xaw a teggi nag tuuti seen loxo. terewul aussi ñu continuer def seen liggéey. terewul ñu parce que xale yi amuñu benn maturité. par exemple tey bu am na ñoo xam ne bu ñuy jënd moto. dañuy ñëw rek ñu defal leen acte de vente ñu dem. mais est-ce que loolu tamit du responsabilité concessionnaire yi parce que tamit dañ ko war a jaay des gens sur responsable est-ce que foofu yéen a ngi ciy war a def wala sax nguur gi moo ko war a réglementer ci foofu pour que achat bi mu doon koo xam ni ku mag la ku majeur la xam ni bon am na sens de responsabilité parce que gis nañ ay ndaw yu ndaw yoo xam ne amuñu sax du temps lañ koy dawal fii. waaw mais xam nga responsabilité moom. da ngay yenn saa yi mën nga dox sax ba gis mag moo xam ne amul benn responsabilité. xale yi ils sont responsables. parce que nag du question ni rek des fois day am ay failles yuy am. ñu bëgg leen indexer. loolu am nañ ay jeunes yu responsable. yi nga xam ne boo leen gisee xam ne ñii c'est des responsables. adduna nag moom moo demee noonu. donc li ci gën a am solo ci côté boobu. mooy jéem a def la régularisation des deux roues au Sénégal. donc ñi ngi ci profité di remercier le ministre. Oumar Youm bi nga xam ni moo fi nekkoon. bi nga xam ni doon nañu. taxawoon na aussi pour jàppale ñu ci régularisation bi yàlla def mu jóge fi. ndax ku dul gërëm xaw ma nu ñu koy waxeeti. waaw ki dem rek boo ko bu fekkee ne am na secteur côté boo xam ne taxawoon na pour jàppale la mu jóge fi nga fàtte que loolu du yëfu gor. dëgg la waaw du yëfu gor yàlla def nag indil ñu un ministre il s'appelle monsieur Mansour Faye. muy suñu ministère tutelle. mu nekk aussi nit ku baax parce que dafay egg si convoqué ñu ñun ñëpp. convoqué képp nga xam ne yaa ngi jëm ci wàllum transport. mais yoraloon na leen bor bi de. waaw non xaalis bi moom. dinaa ci ñëw après parce que manque de compréhension rek la woon. déet waay. way maa la wax loolu man. voilà donc xamoon naa mbir mi fi mu toll. non gouverneur tamit kilifa la.
boo waxee tamit ni moom jotul xaalis dëgg la. waaw moom loolu moom laa lay wax manque d'information la ak ñàkk déggoo. ñàkk déggoo rek. loolu la parce que àdduna moom mën nga gis ki waxee jëm nii ki wax jëm nii. mais bu ñu waxtaanee rek dinañ am yoon bu ñu kii. d'accord waaw dinaa la ci indil tuuti leeral bu soobee yàlla. d'accord di fàttali rek mbokk yi tey ñu ngi waxtaanee ci li nga xam ni moo di situation deux roues yi fii ci Sénégal ak ci marché Sénégal ci Ndakaaru ak ci région yi dinañ song nag bu baax a baax Ndakaaru ci ñaareelu pàcc bi waaye ñoo ngi xuusandi góom di waxtaanee li nga xam ni moo di transport deux roues yi ci région yi ndax dina gis nañu daanaka moyen de transport la boo xam ne dëgg yàlla am na fa njëriñ si kàddu yu bëri nga xam daanaka daal wala ñi bëri ñu jàpp ni daal loolee am na fa njëriñ waaye nag ci wàllu formaliser ko tamit organiser ko day des ba léegi mais yéen seen kuréel bi nan ngeen di organiser ñi nga xam ni ñoom dans les régions parce que jàpp nga ni seen kuréel bi yéen a ngi fépp est-ce que tamit ci wàllu formation yi léeg-léeg doo leen dem rek gis benn région dajale leen bon gars yi gaare deux roues yi ñu mën leen a tàggat ci li nga xam ni moo di code de la route bi ak wala yeneen ak yeneen. voilà loolu yàlla dafa def. amaguñu doole boobu. waaw mais doole bi nga xam ne moom lañ daan def muy campagne de sensibilisation mooy dañ daan jël lekk suñu ay sonorisation suñu ay sono dem ci région yi jox leen ay t-shirt ak yu mel noonu yedd leen am leen comportement bi def leen nii mais nag laal nga côté bi nga xamante ni sawar naa ci wax parce que soo xoolee comme ku mel ne Ouest Africa nga xam ni directrice bi mi ngi professeur Adjaratou Aïdara Ndiaye ñëw na lëkkaloo ak tous les conducteurs de deux roues plus particulièrement les jakartaman di leen defal ay formation yi nga xamante ni ñoom ñooy ñëw ci convoquer les représentants des régions et des départements defal ñu ay formation donc ñooñu ay services lañ yi nga xamante ni dañuy profiter ci occasion bi di leen féliciter di leen encourager parce que loolu mooy defar réew loolu mooy defar de kenn ku nekk bu jàppee ci pàcc rek loolu sotti di remercier aussi profito tamit la CNTS bi nga xam ne monsieur Modou Guiro moo ko jiite parce que le résoudre aussi on a créé un syndicat affilié à la CNTS. Ah oui? Oui parce que tey la CNTS aussi ñu ngi ñii parce que secteur informel la. waaw mais informel la na la leen mën a organiser parce que moom da leen war a organiser ba ngeen formaliser. waaw non ñi ngi ci. xam nga moom laa lay wax ni la lépp loo gis rek. dafa am fu muy commencer. donc ci côté boo xam ne mi ngi la ciy jàppale. aussi boo toogee da nga koy wax parce que ñoom aussi ñu ngi defal ay formation di ñu defal ay ateliers. di ñu yóbbu aussi ci ay milieux yu bakkane comme Ouest Africa nu mu koy defee. actuellement nii le 24 bi ak le 25 bii passé. ak le 26 ak le 27 bii passé. am na formation bi nga xamante ni madame Awa Sarr bu laser moo ñu waaw nii actuellement le 3 bii di ñëw la ñuy def cérémonie kii bi donc ñooñu ñi ngi taxaw pour accompagner ndaw yi donc am na yeneen service yi nga xamante ni ñi ngi fi am nañu opportunité yi am nañu kii bi capacité bi ñi ngi leen di lancer un appel comme ni ko waa Ouest Africa defee la CNTS def ko Awa Sarr bu laser def ko keneen ak keneen def ko maintenant état bi aussi ñu ngi waxtaan ak ñoom pour def un partenariat pour ñu def ko nag ci territoire national maintenant mais pour le moment formation bi Dakar la rek wala ci région yi non ci région yi la ci région yi la ci région yi la donc ñëwaguñu Dakar mais ñu ngi waxtaan parce que ci région yi la parce que transport ñëwagul Dakar donc ñoom ci région yi lañ koy def parce que wax naa leen ko nee naa leen c'est pas parce que ñii ñi ngi def transport ci région yi am na ñi nga xam ne aussi ñu ngi yor seen ay moto nekk biir Dakar ñooñu aussi soxla nañu formation donc ñu ngi ci maa ngi waxtaan ak ñoom ñaan nañu yàlla aussi te vraiment jox nañu aussi seen accord pour accompagner ñu ci la prévention et la sécurité routière bi nga xamante ni ñu ngi ciy waxtaan ak état bi pour que vraiment ñu mën def un partenariat ak ñoom ñu tas ko ci réew mi voilà di profiter aussi di remercier 3FPT aussi ñoom ñi ngi ci région yi ak département yi aussi di jàppale xale yi ci permis de conduire di leen defal ay formation des fois dañuy dem benn dëkk may la 400 permis ñii ñu dem may leen 300 ñii ñu may leen. mais kon ce qui veut dire que jakartaman yu bëri amuñu permis dañuy dawal ni rek sans. waaw ñu bëri même bu dul jakartaman yi. mais ci xayma même bu dul jakartaman yi. mais ci xayma yéen waaw ci xayma. ñaata ngeen jot ñi amuñu maanaam permis te ñoo ngi dawal. waaw loolu nag neexul a lim. ndax chaque jour waaw mu neexul a lim ndax chaque jour nga gis ku dem jëndi ainsi de suite. donc xanaa gars yi bu ñu ñëwee du ñu ñëw inscrire seen kuréel bi. wala waa xam nga su ma nee ñëpp ci kuréel bi lañ bokk sax. ñi may déglu dinañ kii de moom ku doy waar la. ndax àdduna moom demeewul noonu. dina am ñu ànd ak yow am ñoo xamante ni ànduñoo ak yow. donc loolu mais nag ñun réseau bi
xooluñu ku ci bokk ak ku ci bokkul. donc lépp li nga xamante ni rek dafa war a jëm ci askan wi. xooluñu ku ci bokk xooluñu ku ci bokkul. ñëpp lañ ci yemale même pied d'égalité parce que loolu mooy dëgg. loolu mooy dëgg boo dee patriote taxaw di defar sa réew. waruloo xool ku nekk ci yow ak ku nekkul ci yow. sooy def ko ngir yàlla def ko tamit en tant que patriote def ko aussi pour sa développement réew. et que vraiment pour boo leen fi jógee wala leneen ak leen ñu xam ne kii kat taxawaay bii la amoon pour réewam. très bien voilà li fàttali mbokk yi xam naa non ñoo ngi doon jéem a jokkoo parce que le directeur des transports terrestres moom nag jàppandi woon na pour ñu waxtaan ci waaye nag tànk dafa ànd ak njiitu réew mi ci tournée bi ci waaw moo tax nag daanaka dañ doon jéem a jokkoo ak ñoom par téléphone waaye jàppandegul moom nag joxoon na sax ni ak waram bu doon loolu dina teew fii waxtaanee li jëm ci fànn woowu réglementation bi fu ñu si toll ak nan lañ ci war a taxawee ak yooyu yëpp waaye teewut tamit waa CETUD ñoo ngi leen di xaar ndaxte ñoom tamit mbir mi dafa maanaam si seen ndodd la nekk tamit ci wàllu organisation boobee waaye tey boo ñu doon wax yaa ngi wax deux roues boo ko fi fàccee léegi ndaxte gis nañ si ñu cee liggéey maanaam ci di def transport de personnes am ñoo xam ne ci def transport de marchandises muy cag-cag yi lan mooy différence bi est-ce que Jakarta yi ñi nekk ci région yi ñoo ñëw di def cag-cag parce que cag-cag phénomène la boo xam ni gisoon nañ ko fii ci Ndakaaru te wax dëgg yàlla ñu bëri jàpp ni daal amal na la njëriñ. waaw loolu soo xoolee cag-cag bu njëkk. dafa dañu dawal quelque temps rek mu am tournure bu ci am. mais cag-cag la. waaw cag-cag waaw cag-cag mooy. ku am sa courrier. wala nga bëgg jëndi loo xewloo maanaam ak yu mel noonu. mooy resto yeeg fast food yeeg ainsi de suite. wala nga nekk ci bureau wala feneen am ordonnance boo war a dem jëli wala nangam ak nangam am urgence. yi nga xam ne da nga ko war a dox. wala tey benn sac boo fàtte sa kër wala boo dem jëndi place nangam. bëgg ñu indi la ko nga yàkkamti wala nga dem gaaru ceer am loo fàtte ci fenn nga woo leen ñu daw jëlal la ko indi la ko balaa oto bi di dem ainsi de suite. donc loolu mooy cag-cag. mooy maanaam lu gaaw. waaw lu gaaw. donc ci fànn yu nekk mën nga jënd aussi sa téléphone fàtte ko fenn. wala nga commandé sa téléphone wala commandé leneen ak leneen. toog sa bureau wala toog sa kër. wala toog sa koñ wootee. ñu dem indil la ko ci assurance. léegi nag nit ñi parce que soo xoolee actuellement nii bu ñu fekkee dañuy wax côté Dakar. parce que soo xoolee Dakar embouteillage yi dafa bari ainsi de suite. donc nit ñi ci boppam ñooy dem di jëndali seen bopp sax pour mën a dem di liggéey di wàcc heure. léegi am na ñoo xam ne nag mënuñoo jënd. léegi nag da ngay gis ñoo xam ne naan arrêté yóbbaale ma nga koy yóbbaale léegi nag nit ñi dem ba gis ni lii mën na indi dara. ñu commencé nag ñoom aussi def tournure commencé di jël ay nit di yóbbu dem ak di ñëw dem ak di ñëw. léegi nag yooyu bu amee information yi day commencé daw. ñi nekk ci région yi ak yu mel noonu wala ñi nga xam ne ñi ngi fii sax. gis ni lii am na dara. ñoom it fajar gi dañuy xëy taxaw ci par exemple Tëngéej. wala nga dem taxawi Kër Massar wala taxaw nangam ak nangam. commencé nañu bari fii Jakarta yi non bul wax commencé nañ. dafa bari. dafa bari léegi nag. ñun ñi nga xamante ni ñun ñoo leen njaboote. interpellé nañ ci ñi ci war a interpellé. donc waxtaan nañu ne am na gis nañ kat benn phénomène bi nga xam ne commencé na dugg ci dëkk bi. léegi nan nañu def parce que kenn amul benn règlement ak kenn ku sant ni wala benn këyit bu wane ni. am nañu droit di ñëw ci capitale bi. di def transport di yëpp ay nit di yóbbu. déjà amul sécurité. du ñu sol casque ainsi de suite. bien vrai que suñu njaboot la ñu bokk mais tamit bu laajee ñu waxanteeg ñoom dëgg. aussi ñu waxanteeg ñoom dëgg. maintenant toog waxtaan nag dafa am solo. parce que nag aussi bu fekkee ni war nañ ko mën a régulariser. war nañ mën a waxtaan régulariser bi tamit waruñu leen bàyyi ñuy pëcc xoo kenn ku nekk def lu la neex. dañ ko war a limiter. am aussi ay charte yi nga xamante ni dañ koy teg. tekk ci loxo police ak gendarmerie. ñuy fay ay impôts aussi. comme ñëpp. parce que waroon ñoo xëy rek commencé teg seen kii commencé di liggéey di yëpp ay nit amoo benn sécurité. nit ki bu gaañoo moom mooy perte yow it boo gaañoo yaay perte. des fois ñu def ay accident yoo xam dañ leen di tëj ci kaso bi ainsi de suite. des fois dañuy dem ba du ñu xam sax danger yi nga xamante ne moom moo ci nekk. maintenant j'interpelle l'État. J'interpelle le président de la République par rapport à ça. J'interpelle notre ministre tutelle monsieur Mansour Faye bi nga xam ne aussi bi mu ñëwee maa ngi ko doon wax sànq eggalewu ma. dafa ñu woo waxtaan ak ñun ci fànn yu bari. daal ni nag maanaam ci wàllum projet yi nga xam ne am nañ ko. fay na bor bi ba pare. non bor amu fi woon. waaw non fay na xaalis ba pare. non bor amu fi woon d'abord. xaalis bi fay nañ ko waaw xam nga mënumaa toog fii xam li ci nekk. jot ngeen ba pare non jot nañ. waaw jeex na voilà kon baax na. waaw mais bor daal amu fi woon. mais daal jot nañ suñu xaalis. jeex na voilà donc moom bi mu ñëwee dafa ni man li ma bëgg mooy lu sotti.
maanaam waratuñ fi nekk rek di wax di dem ak dellu si. fast track la bëgg. d'accord donc loolu. mu nekk lu am solo parce que dañ ko soxla. déjà. ñi ngi doon waxtaan ak ñoom ba monsieur Cheikh Omar Gueye bëggoon naa mu dugg wax ci. xam naa dafa xaw a jàpp. non moom kay wax dëgg yàlla moo gën a yittewoo lii sax. voilà pour la mutation gratuite yi nga xamante ni commencé woon nañ ci waxtaan. dinañ ci ñëw léegi xaaral ñu jël ñi ci ligne bi tuuti. après asalaamaaleykum. ku baax na nga def. Alaaji Moussa. naam. waa Diop na nga def. ça va bien merci sëñ Diop bisimilah. di la nuyu di nuyu sa invité. ñu ngi lay fay waaw. day fay bu baax. di rafetlu waxtaan bi. waxtaan bi am na solo. de Jakarta man bon man dama am contribution ak ay laaj quoi. allez-y. bon contribution bi ma am maa ngi gërëm d'ailleurs Jakarta man parce que c'est des jeunes yoo xam ne am nañ ambition bëgg a tekki bëgg a jariñ seen réew. mais dama gis ne emploi comme secteur bi ñu nekk secteur bu dangereux la. man dama yaakaar ne secteur la boo xam ne même bu leen ci état di jàppale sax c'est pour les exposer à la mort. parce que accident yi bari na ñi ñàkk seen bakkan bari na donc pour man du emploi boo xam ne am na avenir. tout récemment rek maa ngi dégg benn accident au niveau de Diourbel la. yaayu mort. même yenn saal yi da ngay dégg ñu ne am na saal yoo xam ne dañ ko tuddee saal Jakartaman parce que Jakartaman dañu fi accident ñu leen fi indi quoi à tout moment. ñu ñàkkul seen bakkan ànd nañoo ak laago. bon seen avenir yàqu comme ça. côté boobu dama jàpp ne état moo faillir à sa mission. alors amul benn préalable amul benn offre bu mu jox jeunes yi. ci problème d'emploi daf ci échec. moo tax mu bëgg leen a maintenir ci Jakarta parce que pour man Jakarta du emploi bu assuré du ci emploi bu am avenir c'est pour les exposer à la mort état a failli à sa mission moo tax mu bëgg ko maintenir. bon beneen laaj bi may la ñaari laaj yi nag benn laaj bi mooy maa ngi koy laaj moo sama frère boobu ne ko est-ce que dawal Jakarta man est-ce que du handicap boo ci nekkee est-ce que du nekk handicap boo xam ne dootoo am beneen ambition pour mën a def lu gën loolu daal waaw parce que pour man du emploi bu am sécurité. très bien beneen bi. waaw est-ce que état du leen utiliser comme def leen électorat comme ni ñu ko defee ci bourse familiale yi maa ngi jéggul. non mais ça c'est un secteur privé voilà ñu xaar keneen waaw ñu xool keneen si ligne bi ci 88 628 98 98 bu nekkee ñaar ba ñett dugg nañu ñu daal di continuer waxtaan bi ci fànn tontul. ndax nee na est-ce que yéen duñ leen secteur privé ngeen. non duñu secteur privé. xam nga donc dama ko bëgg tontu d'abord. ci première question bi waaw est-ce que tamit gars yi def nañ ko ci yeneen i forme ci yeneen forme nee na est-ce que duñ leen yóbbu tamit dugal leen ci politique bi. mais politique ñëpp koy def. mais politique xam nga politique. waaw dafa am benn côté boo xamante ni aussi dama bëgg ñu leer ci. parce que tey politique l'islam bi nga xamante ni tey ñun bokk nañ ci dañuy def politique. parce que pour wéyee nit ki waxtaan ak moom ci nii nañu war taxawee nii nañu war defee maintenant ñun dañuy def politique man damay def politique donc beneen bi nga xamante ni. ñu jël la ñi ci ligne bi tuuti rek après daal di waaw asalaamaaleykum. maaleykum salaam sëñ Moussa na nga def. sant yàlla alhamdulilah. yéen a ngi si jàmm. alhamdulilah. ñoo ngi leen di ziar bu baax di leen jaajëfal ci liggéey bi. di rafetlu liggéey bi. jërëjëf. jërëjëf ñu di ziar seen invité. merci Mamadou Ndiaye. waaw merci kilifa gi. Moussa man su ma amee benn gis-gis bi si wàllu kii man damay wax ne suñu état yi moo faillir leur mission en matière de transport. oui. man foofu laa koy jàppee. lii du phénomène bu bees. oui dafa ëpp ampleur bi moo yokk. oui. mais ku xam kaw la xam ne du ampleur du lu bees ampleur bi moo yokk. mais ndax capital nag war nañ fi defee 2 roues pour transport. oui man c'est ça que je me pose. oui. man bett ma woon bi taximan yi manifester. man sama dëgg laa man en personne dama daa toog ay nit di waxtaan ci phénomène Jakarta bi. parce que man je n'accepte pas gis nga dégg naa invité bi wax na ci aspect financier bi li ñuy dugal mais jàpp naa ne boo ko comparé par rapport ak tey taxi yi. c'est minime lu tuuti la par rapport ak li taxi yi di fay ci wàllu état Sénégal. d'accord ñàkk liggéey am na ñu def ko mais gis nga ni ko Diop waxee nekkul liggéey buy wéy. du durable am jàngat di ko xool. emploi durable. du moom. du moom
Sénégal dañu am problème transport rek. mais transport masse yi nga xam ne commencé nañ ko développer ba TER bi pare BRT bi pare bu boobaa di nga xam ndax dina am issue bu gudd wala du gudd. oui. du ma topp nag di leen clash. parce que nit bu amut lu mu def il faut mu am foo xam ne daf fay jàppandi. waaye war nañoo xalaat toog ñoom jakartamaan yi. ku jàngale nag ki ngay wax ak man xam naa ne am na benn niveau bi ni muy waxee rek laa xam ne am na benn niveau bi nekkul dafa tëb rek sànneeku si ndax ñàkk lu mu def mu dugg si. ku am niveau la parce que su ma ko déggee ni muy expliquer ma xam ne kii au moins am na benn niveau boo xam ne am na réflexion bu am doole. mais ñëpp mënuñu yem si wàllu Jakarta. comme nii mu présigné yu baax yi si nekk. mais am na yu bon yu si nekk dégg naa nga énuméré ko si. te loolu am na si métier bi bari na si. bon dorénavant tey ñëpp ñi yëngutu si wàllu Jakarta war nañu mën a toog dajee xool lan mooy dooni seen ëllëg parce que métier bii ñu jël du loo xam ne luy continuer lay doon ilaa yow mi din moment temporaire la tey bu clando yi dikkee kaas na ñoom tamit dañu war a continuer ñu leen di jël ñuy liggéey man jàpp naa ne continuer seen métier bi dafa wér bon bu boobaa transport day continuer dee te état tim war na xool intérêt gis nga bu ñu demee bay bàyyi grande surface parce que la ñuy fay taxe vis-à-vis ak commerçant bu ndaw bi tolloowul dañuy fay ay emploi tolloowul te intérêt état mooy xool la muy am loolooy intérêt état parce que loolooy tax état di développé parce que foofu la mën di jëlee xaalis mënut a tëb rek dikk kaay joxe tey ay nit dañuy liggéey muy man di sa dagg tuuti mu jël xaalis boobu ñu daal di koy am loolooy xaalisu état bon seen métier bi man jàpp naa ne yéen a ngi koy def mais dans l'avenir war ngeen ko xoolaat xam ëllëg fan ngeen di farewoo. Inch'Allah. parce que du luy wéy. jaajëf ngeen baal ma àq bu baax sëñ bi. jërëjëf ñu jël très rapidement xaaral ñu dajale contribution yi tuuti après daal di continuer parce que tamit am na koo xam ne nee na moom nee na mën na jël place directeur des transports ñu xool après moom asalaamaaleykum. waaleykum salaam El Hadj Moussa. naam. alors ñu ngi lay ziar waay. ñu la ziar alhamdulilah. di sëñ Diop di sa invité bi macha allah di ko. di leen ñaanal wér ak wérle. amiin amiin di wax ne man daal li ci xam si Jakarta yi daal moom man daal gisuma ne emploi bu baax la quoi. parce que réew mu Moussa jeunesse mooy réew. Macky Sall li mu war a def mooy àll bi mu la war a jël nangu ko si mën a étranger yi mu ko jox récupéré ko jox ko Sénégalais yi gars yi bay géej gi mu jël licence bi jox ko tubaab bi da war a nangu ko defee nit ñi di nappi di bay ku jàng ba pare am liggéey. mais Jakarta loolu emploi boo xam ne comme li ñu wax rek mais du emploi boo xam ne emploi bu baax la dina wër ni boo ci nekkee boo toogee ba da ngay wàcc sa vie bi nga en danger. oui. sa jeunesse boo ko nee sacrifié nag parce que élection yi ngi ñëw nga bëgg a profité Jakarta ay Jakarta léegi naa même temps yi passé bon fële ñu ne woon 20 000 francs la leen jox 20 000 francs 20 000 francs daal dëgg moom la ñu leen jox. donc dañu bàyyi naxaate bi gis nga jeunesse bi dañoo war a fonk jeunesse mooy réew may bàyyi xale yi ñu nax. affaire Jakarta yi boo xool au fond boo xool ci affaire bi yëpp ci suuf affaire élection bi dong la dañuy utiliser ba élection yi passé saa yi doo ko déggati jël seen quarante yaa may dégg nax leen ci élection yi récupérer seen affaire def ci électorat bi Sénégal nit ñi ñëw sur la jeunesse la ñu da cay nax Jakarta c'est pas un emploi comme ni ko Diop waxee boo demee ci hôpital yi ñu ngi fekk del ak ñi damm ñi ay blessé ku ci damm saa yi kenn la faale fa y a combien de morts au Sénégal ci Jakarta yi bitim réew fii doo fi gis ay Jakarta fii ay vélo la gars yi vélo moom la gars yi def messenger wala à pied. oui moto yi alors yaa ma dégg. waaw ñoo ngi lay dégg waaw. ñu lay dégg voilà moto yi au moins li gën a rafet mooy nit ki boo ko dee ba nga exposé en danger nga fexe jox ko ay casque muy sol. casque waaw matukaay. yaa ma dégg mais doo joxloo casque jox ko benn moto boo xam ne sa waay mi ngi noonu. pax yi tali yi baaxul pax yaa ngi ci mbedd mi foo dugg pax. mais c'est pas la peine les expose en danger. très bien alors bu ñu liggéeyee malheureusement lii c'est pas un emploi. merci beaucoup xool benn solution. merci beaucoup ñu jël keneen ci ligne bi ci 88 628 98 98 asalaamaaleykum allo allo. allo. waaw ku baax na nga def. waaw man la Fallou Ba.
waaw El Hadj di la bisimilah woowee depuis Kaolack. El Hadj Fall ñu ngi lay ziar bisimilah. di la nuyu bu baax di nuyu sa invité boobu. merci El Hadj. partagé na nag ak ñaari intervenant muy marchand ambulant ak monsieur Diop ci benn point. mooy du maanaam emploi durable te emploi durable jàpp naa ne nit bu war na am ambition bu ne fii bu subaa mu ne fii boo lëgee mu ne fii. te gis naa ne suñ demee ba mun ta ñàkk nañ ko organiser mooy man yàgg naa di proposer xam nga man fii de Kaolack jàpp naa ne mbirum mbela moom Kaolack la tàmbalee bu ciy jot soog see jot mais man dama mos a propos nañ leen immatriculé nañ leen di utal JD waaw parce que dama lay jox rek ñaari exemple yooyu man li ci wax ak yow man suma doom ànd na ak jëkkëram ci otoom ñuy daw nii benn borom vélo daw ba tolloog moom rek ca portable am portable boo xam ne presque jege na 200 mu topp ko ak oto bi kere nii la ñàkkee portable te kooku dañuy considéré nag ne Jakarta man la beneen bi sama buntu kër sama buntu kër ay 5 heures du matin yooyu am na kuñ fa kar jël saagam te loolu Jakarta man moo ko defoon te jàpp naa ne bu fekkoon ne locataires yi maanaam ñi luyu vélo yëpp dañu defal JD defal leen numéro maanaam samba bu yi duñ ci dugg ndax xam nga ne mënuloo am numéro am JD ba pare di kii en tout cas buñ demee bu mënul ñàkk nañ leen organiser organisation bi nag peut-être état bi mooy teg cadre mais ñoom ñi ko moom te jàpp ne ñoom la war a jëriñ ñoo war a am volonté fexe ba organiser wu ñu accepté service yi parce que man kii dama lay jox dara gis nga affaire marché parce que biñ ko dëkkee tàmbali fii à Kaolack ba indi woon coow lu am kii mais heureusement nag amoon na benn principe bu fi nekkoon boo xam ne actuellement il est le directeur cabinet du ministre de la Pêche waaye moom fexe woon na ba jël responsabilité ba Kaolack waaye yëpp amul benn Jakartaamaan bu jëndul kat mais peut-être kii bi moo amul tey jii boo ma ndox Kaolack doo dox ba gis benn Jakartaamaan bu taw te moom wax dëgg yàlla biirub lim ci nekk peut-être xëy na du muy jël mesure boobu ak jërëjëf waaw ci moom la dogee ñu jël peut-être le dernier daal di continuer waxtaan bi tuuti rek après ñu jox ko kàddu gi tuuti waaw xam naa nag waaw ñu asalaamaaleykum allo waaw ku baax na nga def maa ngi sant yàlla. waaw tur bi ak fu ñu woowee. man Amadou Diouf laa tudd. fooy wootee Amadou. maa ngi wootee Dakar Cambérène 2. bisimilah. waaw li ma bëggoon wax rek mooy contribution bu ndaw bu ma bëgg a def ci waxtaan wi. lii nga xam ne moom la ñuy wax ci Jakarta yi. boo ko seetloo kalandoo yi bi ñu fi commencé lu nekk nit ñi daj nañu ko même. service d'ordre doon leen tere lu ne ñu daj ko ci mais tey kalandoo xam nañ ni utilité ci biir Dakar ak biir Sénégal kenn weranteetu ko kenn mënatu leen tere kaawu Jakarta yii ñuy wax d'accord ma ak ñi naan emploi bu dul wéy la bii emploi danger la ay accident li oto rey diggante 5 ans yi passé rek boo ko chiffré li oto ci boppam rey ay milliers lañ absolument donc ak Jakarta yi li ma ci d'accord mooy nañ leen bàyyi nañ leen organiser nañu wuti permis nañu wuti assurance liggéey la boo xam ne bii boo ko xañee ki yor Jakarta bi doo ko jox beneen liggéey mu ranke ñëw na comme ñu ngi wax emploi nit ñi liggéey yu ay milliers lii di commencé nit ñi naan du wéy day wéy kenn du ko mën a dindi ci Sénégal commencé na Dakar boo demee Thiès tey boo doon Jakarta du daw nit ñi tumuranke nga dem Kaolack ne Jakarta du daw nit ñi tumuranke circulation bi nekk na nekkin wu xam ne bi ci Dakar ak manque de transport tax na ba Jakarta yi am nañu fi utilité chauffeur taxi yi laa dégg ñu ngi commencé ñaxtu mais loolu nañ ko bàyyi boutique yi dañuy jàkkaarloo te ku ney force sa wërsëg chauffeur taxi dana am wërsëgam Jakarta dana am wërsëgam nañ leen organiser
li nga xam ne lii ku ci accidenté nga xam foo koy weer ñu wutal nañ ay assurance. voilà lii laa bëggoon wax jërëjëf maa ngi leen di gërëm di leen sant. jërëjëf sëñ bi Diouf kon ñu dugg ci interpellation le temps que ñu ñëwaat ubbiwaat ci kanam ligne bi sëñ bi waaw Mamadou Ndiaye. kon maa ngi profité. waaw di nuyu suñu mbokk moomu nekk Kaolack. di nuyu notre doyen Koné. ak Karkas ak Mamadou Mbodj di leen nuyu bu baax ndax ñooy suñu ay représentants yi nekk Kaolack. di wax rek juste que ñi fiy wax ñëpp. c'est des responsables. te ay wax yu am solo lañ wax. ndax kenn ku nekk ak nooy gisee. ba nga xamante ni am nañ ay jàngat yi nga xamante ni am nañ ko ci seen ay kàddu. ndax waxtaan bii nga xamante ni intervenant yi dugg nañu wax ko. dañ ko wax ak dal parce que ñi ñuy déglu. dañuy ñaan rek lépp lu ñu fi jëlee mu doon njëriñ. émission bi loolu ko tax a jóg. waaw moo ko tax a jóg. mu doon njëriñ ci ñëpp. xam nga tey état bi mi ngi doon préparé parce que damay profité di nuyu Kumba Samb mi nga xam ne mooy président fédération bi nekk Thiès. bi nga xamante ni ñoom defaroon nañu un projet parce que c'est pas parce que ñun ñooy le réseau sénégalais rek des te nit def lu baax. da nga koy tudd. man nit laa koo xamante ni. même bu ñu àndul. bu ma gisee nga def lu baax damay wax ne diw def na lu baax. absolument léegi nag ñoom amoon nañu projet de tricycle yi nga xam ne defoon nañ ko. pour que ñu mën koo indi dugal ko ci wàllum transport. ba nga xamante ni dinañ mën a jël nit ñi di leen yóbbu ci jàmm ak salaam defal leen ay formation tricycle les tricycles. waaw donc beneen bi tey le réseau sénégalais des organisations. mais tricycle moo war a def transport de personnes que Jakarta bi. waaw xam nga phénomène bu ñëwee. waaw phénomène bu ñëwee. ñu gis ni lii parce que man waruñu woon xaar ba mu toll fii. oui waaw dañoo bàyyi situation. waaw dañoo bàyyi mu avancé lu bari. lu tax waruñu ko woon bàyyi bi Kaolack. luy raam ci ñag bi la jëm bi Kaolack commencé. waaw après nekk ci vélo. nit ñi gis leen ñu attaqué jàppante ci ba président jox leen ndigal. bind ko jox ay këyit ni nañ ko def. boobu lañ ko waroon commencé régulariser assainir secteur bi. waaw xool gilet yi ñuy sol nangam ak nangam pour mën ñoo identifier. ba pare jox leen des cartes professionnelles yi nga xam ne bu ñu la jàppee. dañu xam ne yow mii yaay def transport. kuy def transport ak ku defal transport. soo xoolee tali bi di nga ko xam. dëgg lu dëgg. donc am na ñoo xamante ni ñu ngi def transport te kenn santu leen que ñu ngi yor oto yi di daw ci dëkk ak dëkk. nga xam ne amuñu benn licence pour def ko. mais loolu état bi moo ci taxaw ñu mën a régulariser secteur bi ñu koy def te santu ñu leen ko ñu dindi ko. fii ñu toll nii li am solo mooy ñu régulariser secteur bi. réglementé ko waxtaan ak nit ñi limité. limité par exemple bu fekkee ne loolu mënul ñàkk Dakar. ñu limité ko. nañ ko limité ci teel bi. maa ngi def appel solennel aux autorités. nañu jóg ñu limité lii ñu waxtaan ci cadré ko ba ki ko war a def ñu xam ni kii la ku ko warul def ñu xam ni kii la. loolu mooy dëgg. defal leen ay xàmmeekaay. yi nga xamante ni ku leen gis xàmmee leen. ku bëgg yàq suñu secteur nag ñun aussi ñun ñëpp ñu àndandoo jóg ci. pour régler secteur bi beneen bi. kii nga wax emploi durable Diop mu ngi naan est-ce que lii duñ leen di naxee parce que aussi y a des travaux. non transport en masse bi moo ngi ñëw. non du nax amu fi xam nga lu tax nax amu fi. transport en masse bi moo ngi ñëw est-ce que du loolu tamit du xaw a laal seen liggéey parce que bu transport en masse bi ñëwee daanaka li muy jël ci nit day bari. waa xam nga àdduna. waaw du xaw a laal seen liggéey tuuti. àdduna yokkute. la ñëpp di ñaan. absolument munoo toog rek. jël sa mbaar def ci mbedd mi wala tekk ci digg tali bi ni damay daan sama doole. àdduna yokkute la. yokkute la te bu boobaa ñaan nañu suñu ay autorités ñun aussi am nañ ay projet yi nga xam ne am nañ ko yoo xam ne mën na accompagner xale yi ci yu mel noonu. par exemple je donne un exemple. par exemple des magasins de référence maanaam wàllum jaay pièces détachées ak yu mel noonu. parce que def nañu un petit projet bu tuuti. pour un début ñu commencé ko un projet de 1,7 milliard bariwul. pour le Sénégal bariwul ñu commencé. balaa BRT bi di pare yooyu yëpp di pare. xale yi ñu bari dina nga xamante ni dinañ leen mën a caser. ñuy dugg ci wàllum pièces détachées pour suñu secteur. dina am ñi nga xamante ni ay mag am na ñoo xamante ni dañu jëm mag mënatuñ ko continuer. maintenant projet tricycle tamit bu ñëwee bi nga xamante ni aussi parce que BRT bi tamit mënul def lépp dafa am rek fu muy mën a yem. ak fu mu mënul yem. dafa am loo xamante ni moto moo fu mën a yegg. dëgg la 2 roues moo fu mën a yegg. dafa am loo nga xamante ni tricycle moo fu mën a yegg. dafa am foo xamante ni charrette moo fu mën a yegg àdduna moom moo demee noonu. dëgg la àdduna moom moo demee noonu donc secteur yooyu. il faut pas que nit ñi di leen négliger. man je ne suis pas d'accord
et ensuite si ñiy def ñi loolu c'est des ambassadeurs c'est des gens xoolal li ma d'accordul nag mooy ngay def liggéey ku la gis am fu mu la étiqueté da ngay liggéey il faut être correct sangu ba set sol sa yére yu baax jël sa casque raxas ba mu set habiller sa moto ba mu rafet nga ñëw toog ku la fa fekk xam ni kii responsable la ku la jël yenn heures yi parce que tamit des fois xale yi dañuy topp xaalis bi dangay gis ku ñëw tey fekk la fii Cambérène ni la doomu est-ce que doomu yóbbu Lac Rose wala yóbbu ma nangam ma fay la 20 000 wala 25 000 mais xam nga ni loolu ku la ko wax war nga mais xaalis bi bu ñu ko tuddee rek ñu daal di daw ñëw parce que soxla nañ ko maintenant kooku nag bu la yóbboo rey la wala gaañ la nangu sa moto nga perte moo tax il faut tout le temps yooyu ñu ciy bàyyi xel beneen bi arrêt yi nga xamante ni ñoom nekk nañ si di liggéey am nañ ay président arrêt parce que ku ñëw ci arrêt bi ba jël fa client nga am loo fa waddal wala quelque chose comme ça war nga xam ni man kat ci arrêt bi fekk ni yow ba nga yéeg ci moto bi jël nañ sa tour comme Covid bi mu ñëwee nga xam ni kuy dugg di voyager wala yu mel noonu nit ñi dinañ jël sa tour il faut que mu am organisation il faut que mu am organisation bi nga xamante ni vraiment dina nekk taar sax ci réew mi dina nekk taar sax ci réew mi mais mënuñu bàyyi nit ñi di pëcc xoo kenn ku nekk di def lu la neex loolu jëmaleewul réew kanam voilà jërëjëf ñu dégtal leen yi daal ko ne waxtaan bi émission bi di loo ci xam pharmacie nationale d'approvisionnement moo leen koy may pharmacie nationale d'approvisionnement di PNA di leen taxawu ci ay garab ci générique muy garab yi nga xam ne garab yu baax la yomb te wóor te ngeen soxla ko fépp fu ngeen nekk te mu jëm ci ñëpp ñu xamal leen ne PNA mu ngi ci région yi nekk ci Sénégal yépp PNA di pharmacie nationale d'approvisionnement ñoo leen di may seen émission loo ci xam ak El Hadji Moussa Thiam. voilà ñu jël tuuti ci ligne bi parce que am nañu ci commencé di yàgg asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. ku baax. waaw ku baax ci maa ngi ziar. tur bi ak fu ñu woowee. Matar Ndiaye laa tudd. Matar Ndiaye. maa ngi dëkk Guédiawaye. waaw sëñ Matar bisimilah. waaw ñu ngi leen di ziar bu baax di rafetlu émission bi am na solo. jërëjëf. waaw ñu si wax sunu xalaat rek. ak sunu jàngat. ëllëgi Sénégal. d'abord. ci li nga xamante ni tey moom la gouvernement bi bëgg a jël entamé ko pour maanaam jakarta yi pour ñu ni na leen réglementé pour ñu mën a liggéey. jakarta maanaam mënta réglementé parce que li tax. lu tax. mooy transport bi mu bëgg a def. waaw ci moom la dogee kon ñu xaar bu nekkee jàppandi na wat ci 88 628 98 98 asalaamaaleykum. waaleykum salaam. allo. waaw sëñ Moussa. naam. na nga def waay. sant alhamdulilah. ça va alhamdulilah. kooku. xalaat Tivaouane Peulh. waaw bisimilah. maa la fa gis bi. bien. ñu ngi sant sa invité bi. ñu koy ñaanal yàlla ay projet am yàlla yeggale ko. waaye bon ñun liñ ci gis. mooy que ne comme ni ko premier intervenant bi waxee. liggéey moom booy liggéey da ngay liggéey bu am avenir. mais di liggéey di projet loo xam ne leer na la yow loo court terme la loolu du projet. mooy que ne lii Jakarta képp ku ci daw boo xasee ba am 30 ans 35 ans yow bu ko taxaw ci affaire yi. parce que leneen ngay xalaat te déjà sa doole sax àggagoo fi nga war a amee doole yow bi ngay xalaat pour bàyyi Jakarta. ñooñu nga xam ne ñoo dirige projet yi aussi dañu yor seen des projets spéciaux mais nag xale yi rek laay wax nanu jàng échec la ci Afrique mooy que ne sunu njàng baaxul sunu emploi ni ñu war a utiliser pour liggéey lu leen doxul ñu am échec ci boor yooyu yëpp ñu bëgg a guddee booy dugal leen ci ay problème Dakar lu kenn xamul xam nga ne Dakar bu xat bi yow pour nga dawal fi oto sax problème la nga ne da nga fiy dawal Jakarta nan ngay liggéeyee nan loolu mën na nekk man bërki dem rek laa dem hôpital ca foofu mais bi man demee foofu benn mu doon côté da ngay man dama yéemu dama ne lii dañ ñu bëggee nii da ngay taxaw ci ay raax bi foofu mais minute bu ne benn ñëw taxawaay foo jëm taxawaay yow man bu ma jëmoon fii ci kii bi nii prison bi doo mu yóbbu xam nga baax na trop ci lenn lii nga am benn soxla bu ndaw dem faj ko rek mais du projet ba nga xam ne war nañ ci xiirtal xale yi nañ leen jàngaloo métier ñu dem liggéey ñi jàngatul nañ dem jàngi métier ñu tul jàng nañ jàng pour ñu mën a respecté muy gérer avenir u réew mi suba
loolu mooy àdduna mais Jakarta moom. maa ngi xalaatal xale yëpp nekk nag di ko war a jàng na jàng. jërëjëf di war a wuti métier na wuti métier mais du avenir. jërëjëf baaxul mais ñu moytu politiciens yi aussi. jërëjëf waaw. merci kon ñu jël keneen ci ligne bi ci 88 628 98 98 ñu jël tuuti rek après asalaamaaleykum. Alaaji Moussa Thiam Sarr. naam. 93.2 Barka Diop Sarr. jërëjëf. maa lay siyaar. ñu ngi lay nuyu Barka. yow moom la am solo rek ngay teg ci taabal bi. lu ànd ak jamono. mais Alaaji Moussa. man jeunesse sénégalais man dama leen yéene lu gën Jakarta. Alaaji Moussa. Jakarta bala ngay xam effet bi muy def da nga waroon invité sapeur. Jakarta li muy dem sapeur li muy dem intervention ci Jakarta moo ëpp léegi fopp ci lu muy def. pour xam loolu ndax dëgg la invité sapeur nga xool. waaw Louga gee man da ngay gis xale bu doon dox ak ñaari tànk ñu dagg tànk bi léegi mu ngi dox ak beeke da nga koy gis à Louga xale yoo xam ne seen loxo yi dagg nañ amoon nañ ñaari loxo. En France T-Max c'est interdit parce que dañu xool ne T-Max li muy rey ci ndaw moo ëpp fopp li oto di rey ndaw rek lañu wax quoi. ndaw du dee quoi. pour man ndaw mooy avenir réew quoi. te Jakarta léegi waxtuñu ñaari personnes mais 3 personnes la ñuy yàpp. 3 fan. ñëpp di ko gis quoi. ñëpp di ko gis. du li ñuy réglementé. ay gilet ay simi ay sol non ñoom ñooy jaay yamba ñooy yóbbu xale yi caga ku xamul woon jigéen sax dana jël Jakarta pour yàpp Jakarta xale bu jigéen. mu laal ween yi rek. non Moussa Jakarta li muy def dafa yéeme Jakarta Moussa demal Louga laa wax. man Louga laa wax quoi. xale yoo xam ne daaw ñu xippi xool nit tey dañuy jàkkaarloo nit ndax Jakarta. kenn Jakarta yàgg na ça fait des années pourquoi ñu toog ba léegi ñu naan dañ koy réglementaliser mais nan xoolaat quoi nan wax nit ñi dañuy nelawu quoi. y avait 6 ans ou 7 ans Jakarta am na. élection yu nekk ñoom ñooy topp politiciens yi seen ginnaaw. nan waxante dëgg quoi ñun bëgg nañ xale yi am liggéey mais pas Jakarta. yow da ngay dox ci tali bi dañ lay rey. yow da ngay dox rek déjà amu Sénégal amu piéton amu fi. Jakarta amul ku koy jàng da ngay xëy rek di tap premier deuxième te xale yi di jaawale frein avant bi ak frein dëgg non dafa yéeme man dama li may wax nii damay gis xale yoo xamante ni dañ fee dee ay jeunes moins de 19-20 ans ñu naan loolu mën nañ ko régal non merci waay Alaaji Moussa di nuyu ñëpp quoi vraiment. jërëjëf mbokk moomu ñu jël ñaar rek après daal di joxat kaddu waaw ñu xool keneen ci ligne bi asalaamaaleykum. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. El Hadj Moussa Thiam. naam Souleymane. waaw Souleymane na nga def alhamdulilah. alhamdulilah waaw mais di commencer par nuyu sa invité boobu. voilà ñu ngi lay fay. xam ne apparemment il maîtrise bien son sujet. Mais Moussa, bon, malheureusement, le problème, c'est la faillite de l'État sur les politiques de jeunesse. Et comme au Sénégal, malheureusement, c'est le sauf qui peut. Donc, les jeunes en sont arrivés à défliquer, même pour faire qu'ils risquent leur vie, ils le font. Parce qu'il faut que nous liguer, âge nous devons liguer. Ils tiennent ba pare am sen diplôme tout ça dañu am liggéey donc le premier emploi qui vient même si c'est risqué ils le font. C'est malheureusement la réalité. Et puis il y a un manque criard de transport au Sénégal, surtout à Dakar. Donc le TR moo doon régler yenn problème yi mais ba léegi ñu ngi ko garé. Tu vois, et la nature a horreur du vide. Parce que phénomène Jakarta yi càcca gi c'est une demande de la population. Et donc il y a l'offre et la demande. Eh bien voilà, ça c'est la réalité quoi. Et on ne peut pas arrêter la mer avec les bras comme disait Abdou Diouf pour parler de l'immigration. Ça s'applique ici aussi. Ça s'applique parce que dafa di phénomène de mode, phénomène ça nous est tombé dessus. Et puisque gouverner c'est prévoir, notre État ne prévoit pas. Parce que boo xoolee yi amoon na fi aussi avec les cabines téléphoniques de l'époque. Jékki-jékki affaire bi ça a donné de l'emploi à beaucoup de jeunes. Mais le secteur n'a pas été régularisé. Et le secteur s'est tué lui-même. Da ngay gis kii def fi benn cabine, kii def en 50 benn cabine, kii di jaay unité 100 francs, kii di jaay unité 75. Et tout ça, ça s'est tué lui. Voilà, tu vois. Phénomène Jakarta bi tamit. Non, là, c'est devenu un peu, excusez-moi, c'est devenu sauvage. Donc avec toutes les conséquences que ça crée. Et puis il n'y a pas que les Jakarta, il y a les tchak-tchak.
il y a les Kalando, il y a les Allo Dakar. Oui. Donc ça répond à une demande de la population. Donc régulariser ko mooy lan mooy limiter le nombre d'intervenants. Et puis jéem a formaliser les choses parce que lépp loo gis même ici en Europe dans les pays développés tout part de l'informel. da ngay xool les phénomènes Uber xam ngeen ko da koy dégg. Les Uber taxis c'était de l'informel au début. taximaan yi jóg di kaas ñu am taxi vraie licence. jënd licence xam ni l'achète à plusieurs centaines de milliers d'euros. ñu ni Uber da ngeen yàq seen liggéey. mais État français il a saisi le problème teg ko ci yoon ba léegi Uber yi on les accepte. Il y a aussi les en France bi am na lu ñu naan les Blablacar maanaam man su may voyage mooy Allo Dakar rek quoi. su may jógee Dakar pour dem Thiès comme bëgg ma nekk man kenn sama oto bëgg naa jënd essence damay yox bëgg mu yóbbaale la. comme ça yoon bi ñu waxtaan nga yow nga joxe participation comme ça ngay teel a egg fi nga jëm nga voyager dans de très bonnes conditions. Et puis voilà parce que suñu offre de transport moo baaxul boo gisee oto yi jógee Dakar pour jëm Saint-Louis baaxuñu. man je préfère payer 10 000 francs en particulier mu jox ma oto place bu baax. oto bu climatisé yóbbu ma Saint-Louis rapidement du ma nekk fii jaar ay voilà. donc yooyu yëpp état bi moo ko war a saisir jéem ko formaliser tey Blablacar ba ma lay wax SNCF en France. dañu collaborer ak ñoom dugg seen capital ba mu ils permettent de faire ce qu'on appelle la bimodalité. c'est-à-dire train bi da lay indi ba yenn ville yi bàyyi la foofu. yow pour nga continuer sa voyage comme train bi dafa mën a dem. benn oto Blablacar moo la récupérer yóbbu la. gis nga le phénomène des cak-cak par exemple. cak-cak yooyu. aujourd'hui au Sénégal kenn mënuñ ci jot poste courrier bu jóge poste amatul. ouais. y a plus de facteurs. ouais. mais cak-cak yi ñooñu on peut les utiliser la poste peut travailler avec eux. oui. di leen di jox di leen di confier courrier ñu yóbbu ci kër yi. oui. tu vois yooyu yëpp c'est des possibilités à développer. donc ça part de l'informel. ouais. et puis petit à petit ñu officialiser ko formaliser ko. absolument. léegi le transport des Jakarta avec les tricycles. maanaam mooy moto yi am ay 3 roues. boobu ça offre plus de sécurité. oui. parce que les motos que j'utilise actuellement yi c'est très dangereux. oui. parce que di nga gis ay pas ay maire di ko jël. da nga jël benn maire di ko teg ci ginnaaw si moto yi ngelaw bi di ëff ay grand bu baaxul. mais boo amee tricycle bu bien. maire bi ñëw pas bi ñëw nga jox ko casque mu toog. lemal ko grand bu boom ba mu dëgër ba nga sax pour ceinture yi parce que actuellement boo demee Chine tu peux trouver toutes ces offres là. nga indi ko Sénégal jox ko booy yi nga ne leen Dakar j'ai besoin de 2000. Jakarta mu jeex Kaolack j'en ai besoin de 1000 nga jox leen moto yu baax. bon c'est pas des emplois qu'ils vont faire toute leur vie. mais quand même mën nañ si jàpp en attendant. très bien. voilà je pense que c'est des possibilités bon effectivement ça c'est risqué ça crée des morts. on n'a pas le choix. c'est une demande de la population donc il faut que ñu régulariser ko loolu mooy man noonu laa ko gisee quoi. très bien. voilà merci Moussa bonne journée. merci beaucoup. que pendant ce temps sax ñu ngi ñuy may informer léegi nii benn accident mu ngi am fële ci Wakam ci kanamu Sagam bi ñaari 36 yu doon njëkkante boo fu mu ne nii renversé wu na donc heureusement que sapeurs yi teel nañu ñëw ndaxte léegi la ñuy yor ne bon waa ji woowaat nañu ne sapeurs yi ñëw nañu donc pour nag évacuation des blessés kon nag ba tey ñu kon ne jël ñi ci ligne bi tuuti rek après daal di ndaxte dañoo war a ñëw ci li ngeen bëgg ñu organiser leen ko ndaxte nag baax na bu nekkee am ñii nañ pour ñii nañ contre mais tamit l'autorité moom tamit ban décision la ci jël mais ñoo ngi xool monsieur Thierno Aw bu nekkee disponible na parce que depuis dem ba léegi moo ngi ñuy renvoyer direction des transports le directeur des transports il est un peu occupé actuellement même sax bu nekkee moom il avait donné l'aval mais doo ànd ak kilifa peut-être di woote téléphone ak yooyu moo tax xam naa mënuñu ko jot léegi waaye teewut moom tamit bu nekkee mu ngi fii daal mu indil ñu leeral ci transport sur le plan donc urbain ndaxte nag phénomène bi ci Ndakaar ñu jël ñu ci ligne bi asalaamaaleykum. aleykum salaam. waaw ku baax na nga def. ça va ñoo ngi si jàmm. kooku si waaw c'est monsieur Diouf. waaw tout à fait. Souleymane Diouf DG Sécurité salaam. tout à fait alors dama bëggoon intervenir ci émission bi. oui. et rebondir sur les 2 derniers ñaar ñi mujj intervenir la ñu wax. c'est-à-dire. gis nga kii am na ko doon wax sànq naan des fois dañuy nekk à 3 ci engins yi. oui. kooku wax na dëgg man gis naa ko. fii Dakar. gis naa ko démb rek. ci rond-point Ngor bi. oui ils étaient à 3. ci kaw engin bi 3 ñetti nit. oui. ak Covid beeg yu kenn xamul yëpp ci biir. et la police xanaa du ñu romb police wala. rond-point Ngor romb fa xool ñu fa taxaw rek. rond-point Ngor soluñu casque soluñu masque. ils étaient à 3 ci kaw engin bi.
beneen bi mooy lii beneen ki mujjee wax aussi Souleymane que état bi dafa war a légiférer réguler ko. parce que gis nga tey Jakarta yi da ngay nekk ci tali bi. mais fu nekk lañ lay jaar gauche droite da ngay jékki-jékki ñu tëng sa kaw. te yow boo leen laalee. da ngay am problème. mais accident bu amee ku blessé wala ku kii rek ndeysaan kii dawal oto bi am na ngandam bi problème. mais te loolu aussi tamit xam nga loolu kenn mënul toog di continuer di ko seetaan comme ça il faut ñu réguler. duñu sol casque amuñu assurance. amuñu dara. d'accord kon ne suñu amee accident wala benn choc avec benn véhicule oto boobu ñàkk na parce que amul assurance bu koy kii. ah oui non seulement ñàkk nga quand c'est matériel. amul problème. c'est-à-dire quand c'est matériel yow da nga mën nga sax jàpp ci yàlla ne amul problème. mais problème bi mooy su amee nit ku décédé. wala blessure bu grave. xam nga matériel du dara bakkanu doomu aadama moom amul njëkk. dëgg la. foofu la problème bi nekk. mooy surtout bu nit décédé wala nit blessé blessure bu grave. parce que ñoom fu nekk lañ lay jaar et puis seen moto yi dafa gaaw. d'accord mais gis nga li ñaari intervenant yooyu wax. dafa am solo gis nga état. mooy réguler mooy organiser. te gis nga lii c'est une opportunité bu nga xam ne c'est extraordinaire. parce que xam nga dañuy wax emploi jeune mais gis nga derrière ces Jakarta là y a l'engin même. engin bi dañ koy jënd bitim réew. mënoon nañ ko def ay unité de montage fii. absolument oui. def entretien def yu kenn xamul ak yëpp ci biir. formidable et puis même attaquer le marché sous-régional. boo demee ay Mali ay Burkina Faso. ñoom ñëpp yi la ñuy utiliser. et puis même aussi indi li nga xamante ni moo am bitim réew ci yeneen dëkk yi. boo demee en Asie wala ay Cuba yooyu yëpp. mais dañu am ay tricycle yuy transporter nit ñi. mais ay tricycle yu nga xamante ni dafa am bâche ci gannaaw ak yëpp. da ngay toog ñëw ñu def comme taxi nii quoi. et puis xam nga comme fi mu toll nii offre bi la demande est très très importante. parce que bon transport en commun yi dee ko dégg nii. clando yi oto yu màggat la boo ci duggee sa yëre yàqu na ak yëpp. mais boo amee ay tricycle bien aménagé. ak sécurité ak yëpp. état bi régulé ne ville bi nombre bi maximum fii lay yem. du ko dépassé. yaa may dégg ba pare ñu am ay unité de montage loolu moo ci ëpp solo nag. unité de montage il a raison transfert de compétences bi ñu doon wax kon de technologie. merci beaucoup transfert de compétences. de technologie bi c'est xale yi ñu am ay unité de montage. nga jël ville bu mel ni Kaolack mais Kaolack amoon na fa benn unité de montage de moto. amoon na ak Kaolack à l'époque. d'accord. amoon na fa mais gis nga yooyu yëpp la ñu war a dundalaat. ba pare nag projet yu mel noonu bu ñu ko jox ay mag wala ay patronat noonu dañu ko jox xale yi. xale yi merci. jeunes yi ñu jox leen ay unité de montage moto. ba pare wutal leen marché sous régional mu nekk benn affaire bu nga xamante ni doo yem Dakar. doo yem Sénégal. mais da ngay jëm ay Mali Burkina Faso yi leen dëkk. nga xamante ni mën leen wax ni Sénégal mooy nekk sax capitalu 2 roues wala 3 roues ci Afrique de l'Ouest. absolument xale yi yore ko. ñu jox ko xale yi gëm xale yi jàppale leen ba pare encadrer métier bi. ñu ne Dakar dañ koy réguler lii moo fay am. ville de Pikine lii moo fay am Guédiawaye lii moo fay am. ainsi de suite. dans tout le Sénégal. très bien. ñu réguler ko dootul nekk sax ay moto 2 cycles 2 roues. mais ay tricycle lay nekk nga xamante ni moo ëpp stabilité. très bien jërëjëf. mais voilà merci beaucoup pour cette contribution donc monsieur Souleymane Diouf directeur général Secorisque ñu jël keneen ci ligne bi asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. Sëñ Moussa Thiam. naam. na ngeen def. ñoo ngi sant yàlla bu baax. waaw dama lay woowee Saint-Louis. Saint-Louis waaw tur bi. waaw na ngeen def Wade. Wade sëñ Wade bisimilah. waaw na ngeen def. sant yàlla alhamdulilah. ndekay tey. alhamdulilah. waaw maa bëggoon baax si bokk émission bi rek. ayca yaa ngi ci biir waa ayca. waaw xam nga affaire transport bi. Sénégal day jël transport boo xam dafa archaïque vraiment ñu koy jéem a doxal. bu demee nag ay Ndiaga Ndiaye ay super. oto boo xam dañ koy defar sax transport tax ko jóg. ñu transformé que carrément def ci ay siège def ci ay nangam ak nangam muy transporter ay nit. ñu yaakaar lu dafay wëy réew buy daw day avancé jëm kanam. ñu am transport yoo xam day luxe. méngoo li nga xam mooy dox ci àddina bépp. mais ay Jakarta waru mën nekk di daw ci ay biir Dakar ay nangam yooyu du yoon. au moins li ñuy wax ci critique sax moo tane. nga xam ne au moins daa nekk à l'abri de certains dangers. bon beneen bi
nga jël cette place yi. oui. oto yoo xam ne ñooy daw depuis 50 ans ñoo leen defal ñuy daw. dañuy dagg di wadd nga xam da ngay dugg si oto di mën gis tali bi. yooyu loolu yoon la wala nga dégg ñaaw tey porté boo ko porté. xam nga yooyu du yoon parce que bu en cas de choc wala dara am léegi yow choc du rey la mais oto bi si boppam moo la rey parce que màggat na màggat boo xam ni. amul da sécurité. dëgg la. toll nañ ko 1000 fois. dëgg la. bon boo gisee léegi nit ñi di jël ay war gaynde ay nangam. parce que transport la boo xam ne arrangé na client bi arrangé na chauffeur bi. très bien. waaw donc vraiment affaire bi lu ñu war seetaan la. transport ensemble lu ñu war seetaan la. très bien. mais Jakarta moom vraiment moom di nga dawal moom xëy na bu dee cek loolu xam nañ ko jël benn courrier président point A yóbbu ko point B yóbbu loolu xam nañ ko. mais quant à ñuy transporter mais nañ leen wax ñu ne amul supporté nit. c'est tout mu jeex. très bien jërëjëf sëñ bi. yow am nga droit dem jëlee benn courrier yóbbu. mais amoo droit yem ñëpp. oui à Dakar oui très bien. d'accord waaye dégg nga mu ngi wax pour limiter les déplacements. loolu tamit dina régler li jëm ci wàllu problème circulation bi même sax ba ci consommation carbone xam Dakar moom ñoo ngi jàpp ni ville yu gën a poli la bokk. bon même bu nekkee sax léeg-léeg sama gars yi ñoo ngi koy bañ tuuti waaye teewut est-ce que li ñu wax nii ci maanaam ay propositions ak solutions yéen a ngi ciy liggéey parce que gis nañ ni problème taxi clando. man ban yi laa dëkk. dama kaa jël fu mu ne nii samay réew xootee waaw mais gis nga dem nañ benn instant def réforme. bañ defee réforme bi bon justement gis nañu indi nañu ay taxi bandits yoo xam ni tricycle la mais yéen est-ce que doo leen liggéey ci fànn woowu pour que bon di ngeen doo leen tudd résoudre mais xam naa 3 roues ngeen di tudd waaw xam nga damay dellu si waat tuuti ci intervention yi ñëpp def parce que lii mooy réew lii mooy defar réew parce que kenn ku nekk bu indee xalaatam am na ñoo xam ne dañuy ànd ak yow. am na ñoo xam ne duñu ànd ak yow. donc doo ci beddi kenn. mooy maanaam lii mooy parce que ku wax. mais démocratie. waaw mais loolu mooy indi avancement. parce que nit ki boo bañee ku la critiquer. wala dara rek fi nga jëm du sori. dëgg la donc ñi fi intervenir ñëpp maa ngi leen di remercier di wax ni sincèrement seen contribution am na solo. maintenant léegi. ñu jëm rek juste ci li nga xamante ni moom la waa ji di wax nii. am na ñu ne nañ ko bàyyi am na ñoo xam nañ ko dindi. mënul nekk pour l'instant. c'est pas possible. mënul nekk parce que nit ki boo teggee dara. da nga fay teg dara. te dañu toll ci régulariser ko. assainir secteur bi balaa muy gën a am problème xam nga maa ngi koy wax sànq ci West Africa. bi professeur Adjaratou Aïdara Ndiaye di jiite ak Awa Sarr bi nekk Laser waa ak la synthèse bi monsieur Modou Guiro kii jiite nga xam ni comme benn formateur bu mel ne Latir des gens yi nga xam ne ñooy nekk ak ñun ci terrain di defal formation gis nga ces gens là ñi nga xam ne ñoom la autorités yi di yabal ñu ñuy jàppale ñooñu c'est des gens responsables ay nit lañ yi nga xamante ni liñ leen sant ñu ngi koy def ba pare suñu formation yi c'est des commissaires retraités. Des sapeurs-pompiers la police ñoom la ñuy recruter ñu ñëw di ñu defal ay formation par rapport à la sécurité routière donc c'est des choses yi nga xamante ni mi ngi commencer di law te ñooñu dañ leen war a dooleel parce que l'État ne peut pas tout faire mais ñoo ngi leen di former mais gars yi ñoo ngi décrire également seen conduite seen façon de conduire waaw xam nga waaw loolu des na xam nga dooni rek nit ñi defal dañ ne Jakarta la rek dafa war a gaaw rek waaw déedéet du loolu sax xam nga soo xoolee même permis de conduire yi ñuy délivrer les transporteurs ñi nga xam dañoo yor oto am na ñoo xam ne xamuñu li ñu leen jox c'est des diplômes c'est des dafa nekk ay affaires yi nga xamante ni même léegi buñ koy jox nit ki waruñu la ko délivrer comme ça bu ñu demee ba nga jàll ba pare dañ la war a woo ni la lii état bi di la jox dafa am ci yow yaakaar lii état bi di la jox réew mii dafa am ci yow yaakaar lii état bi di la jox daf la ko jox pour nga sàmm doomu aadama yi dañ la ko jox parce que wóolu nañ la gis nañ ni lu nar a yàq wala boo dawalee ba sonn nga gaare soo demee ba lii wóor na ni waroo koo sooxee tamit nga gaare boo waree defar nga defar gis nga sensibilisation boobu gis nga loolu koo ko defal ba jox ko
dina am leneen mais bu fekkee ne yow yaa ngi xalaat ne dama war a jot sama permis dawali li tax nga am permis bi ak li tax état bi wóolu la ba jox la permis de conduire bi xamuloo ko. donc yooyu ay phénomène la yi nga xamante ni dafa nekk ba pare état bi dafa war a investir ci sensibilisation sur la prévention et la sécurité routière. ci yéen jëmale ko non ci ñëpp. ci ñëpp lañ ko war a def waruñu toog bi une année. ñun tey la journée prévention ak sécurité routière. ñu invité nit ñi ñu toog waxtaan ci. waaw non Makhtar ku baax la. ku baax la moom il nous a toujours accompagné. te yooyu yëpp aussi daf ñuy invité ñu ñëw toog. mais nañu dooleel ces gens là. état dafa war a dooleel ñooñu. dafa leen war a dooleel prévention tous les jours la. waaw mais non dafa war a sax comme ni ñuy publicité. yenn événement yi buy am ak yu mel noonu. xale yi fu ñu ubbee télévision yi gis ko. comprendre nga fu ñu ubbee journaux yi gis ko. fu ñu taalee rajo yi gis ko. loolu état daf ci war a investir parce que loolu mooy dimbali sa jeunesse su réew. parce que nag am na ay xale yu bari yoo xam ne ñu ngi ñàkk seen i bakkan mu metti ñu lool te mënoo ci dara. léegi nag nañu continuer des formations yi accéléré ko. parce que mais si yéen lañ leen di tàggat yéen la ngeen bëgg ñu gën leen tàggat parce que gis nañ ni daanaka dawal moto xam nga ñu bari ñu jàpp ni daanaka lu yomb la. te mais bii moto vitesse la. mais est-ce que ku nekk rek lañ ko war a jox wala est-ce que tamit waru leen xool yeneen xeet yoo xam ni daanaka bu dalee impact dina gën a moindre ak yooyu yëpp ngeen réfléchir ci xalaat ci proposer ko tamit pour ñu jàppale ko ci mutation bi tamit changement. voilà xam nga soo gisee may insister ci formation yi. di insister ci ci publicité maanaam def des campagnes de sensibilisation. parce que même bu tricycle yi ñëwee leneen ak ñëw. conduite la rek. waaw dawal la. kon tey war nañoo dooleel société yi nga xamante ni ñu ngi leen fi tudd ak ñeneen ñoo xam ni ñun xamuñu leen. te ñu ngi def ay actes yu noble yu mel noonu. ñooñu état daf leen war a gën a dooleel. ñu dem ci régions yi dem ci département yi waxtaan ak xale yi sensibiliser leen. yaa ngi dégg parce que ku war a doubler droite nga dem doubler ji gauche. wala nga dem doubler ji gauche doubler droite. wala nga fekk stop bourler ko. parce que taxaw nga gis nga kenn jàllul. yooyu da ngay préparer la personne par rapport à ça. beneen bi. deux roues nit ñi ñoo ko sollicité. il faut que ngeen bàyyi xel loolu. nit ñi ci boppam. ñoo koy wër sollicité deux roues. mais par rapport ak seen i soxla ak seen i yitte. parce que tak nit ki nag dafa war nag wax dëgg yàlla. buy tukki. mu dem tukki ci tukki bu gaaw. dem dellu si waat. da ngay xëy Parcelles Assainies bii. dem Dakar mais 5 heures du matin nga yeewu. wala 4 heures 30. ci koo xamante ni yaa ngi yor say njaboot. tëdd nga présent 22 heures. nga tëdd ko. 5 heures du matin wala 4 heures demi nga yeewu. pour préparer wu pour mën a dem Dakar. mais soo génnee xam ne yaa ngi tardé wala am na liggéey bu ñu la war a jël wala nangama nangam nga génn yem ci moto bi. da nga koy jël mu yóbbu la. parce que mooy faj sa aajo. kon nag loolu nañ ci tenir considération. ñu régulariser ko def ay limites. defuma publicité. mais dama lay jox un exemple ci par exemple Max Car Rapide. Max Car Rapide foo tourné gis ay motoom. da ngay gis mu def ay gilet. casque ñoom mosuloo gis nit koo xamante ni mi ngi dawal moto. ci service privé la. nga gis ko mu solul casque wala solul gilet ba ku ko gis xàmmee ko. même ay motoom daf si def couleur moom. ba nga xam ne en cas de problème wala dara ñu xam ni ñu mën koo identifier. mais loolu mooy dëgg. nañu jël référence ñi nga xam ne ñu ngi def lu baax. ñu mën ci roy. loolu mën a avancer. mais est-ce que li dugg fii Dakar tant que nee nga yow yaa ngi ci 185 000 membres ak ci Sénégal gi yëpp. mais Dakar est-ce que yaa ngi saytu di maanaam lim ñi nga xam ne daanaka ñu ngi fi dugg ak phénomène bi nu mu commencé di am ampleur nii. voilà am na koo xam ne yaa ngi gëstu waaw ñi ngi ci bon man. par exemple mënu ma ni mën naa def lépp. mais par exemple am na ñoo xam ne jox nañ ñu ngi leen di waxtaan ak ñoom. ni leen lii ci jiitu. mooy lii ngeen di def. jaadu nit da ngay wax dëgg maintenant il faut que vous soyez très correct. respecter seen bopp. day leen sol casque day leen sol ay yëru yu set. defar leen seen ay kii boo leen di yóbbu ngeen jëm jóge destination dem destination. képp koo leen gis mu ñëw ci yéen bëgg rax ci seen biir wala bëgg leen yàq am leen seen fulla ak seen fayda. ngeen dindi ko ba pare jóge leen ci fi nga xam ne da ngeen di baare yoon bi. da ngay foog ngeen dem wut benn place. ne à côté nit ñi ñoo leen soxla foo leen nekk. dinañ leen fa fekk. maintenant. amu leen benn impôt boo leen di fay amul dara lu leen régulariser li war a tax ngeen koy def. mais nag jegale ji leen seen ay mairie. def leen nangam def leen nangam def leen nangam su ko defee ñooñu bu ñu fa demee
dinañ leen mën a waxtaan ak ñoom orienté leen. mën leen a jàppale sax ci ay formation yi ma wax mën a sax bind état bi wala bind leneen ak leneen pour waxanteeg ñoom parce que ñun aussi ñu ngi koy def. donc secteur la bu ñu war a assainir. secteur la bu ñu war a waxtaan ak nit ñi. secteur la aussi boo xam ne dañu war a limiter nit ñi nga xamante ni dañ fi ñëw mais je sais que ni bu région yëpp màbbee jëm si Dakar. waaw loolu moom yëg leen ni catastrophe la. te foofu lañ jëm parce que. non fa lañ jëm. man gis naa daanaka. catastrophe ma la def rek di ji dugg. waaw di jëlee maris di waaw jéem a dugg fii di xool. waaw mais di jéem a xam nga émission bi ça fait 3 mois ma koy préparé. wax dëgg yàlla. mais di xool maanaam ku nekk ki jógee maanaam Jakarta man bu nekk ak sa origine région. gis naa fi ñu fi jógee Kolda. gis naa fi ñu fi jógee. fu ne Kaolack. fu nekk gis naa ñu jógee Thiès ak feneen feneen. c'était juste pour voir réellement su nekkee situation bi ni ki mel nii nan lañ ko jàngateeg yu mel noonu ak tamit ña koy def fa la ñu jógee loolu taxoon ma doon gëstu loolu. xaw moo tax lu am solo ñu jël ki ci ligne bi asalaamaaleykum. Moussa Thiam. waaw ñoo ngi lay nuyu El Hadj Boy Dieng. waaw ñu ngi lay nuyu di rafetlu seen yow daal. yaa ngi noonu daal. Alaaji yaa ngi noonu daal fi nga génn daal am na solo trop. amati na solo ak sa invité bi. jërëjëf waaye may rafetlu intervention yi fi jaar. di nuyu de passage Alaaji Bawol Bawol ak Lamp ak. waaw mbokki auditeurs yëpp Moussa Thiam. dëgg la. waaw di nuyu sa invité bi nan la tuddati. Mamadou Ndiaye. ah Mamadou Ndiaye. allo Moussa. Mamadou Ndiaye. Mamadou Ndiaye maa ngi lay ziare bu baax maa ngi koy dégg ci seen intervention mais Moussa. avant tout moto moom transport moto ci Dakar moom nan dindi ne moom c'est formellement interdit par la loi. moom fii à Dakar moom kenn amul droit jël Jakarta naan da nga ci def transport comme ni ko région yi di defee. loolu moom na dañ ba pare. taximan yi ko doon kaas. ak déggoon naa benn waaye bu nu wane woon télé. muy kaas naan am naa ci chaque jour dana ma verser 7000 francs kooku fan ko interviewer foofu lañ ko waroon a fekk tey arrêté ko. waaw mais c'est pas normal. transport de vélo taxi c'est formellement interdit par la loi ici à Dakar. waaw kooku nañ ci bàyyi xel par contre ñi nga xamante ne yor seen i service comme lu mel ne car rapide bi ñuy lancé comme genre cag-cag yi. ñooñu mën nañ def ay livraison maanaam Moussa Thiam mën nga am sa service boo xam ne da nga yor sa restaurant wala yuy demee noonu di war a yóbbu sa ay añ wala nga am yor service boo xam ne da ngay def courrier. nga yóbbu say courrier mën nga am sa ay 2 ou 3 moto yoo xam ne boo ma waree livrer courrier wala nga war a ma livrer añ mën nga taal sa ay moto dem livrer ma ko pour dem ñëw te loolu day fekk tey ah. oui allez-y boobu day fekk aussi nga am kayit am prestation de service. pour loolu mën a permettre pour nga def loolu. nga am ay kayit yu valable. kon ñi nga xamante ni dañuy def transport fii ci Dakar. surtout même sax des fois ci région yi. am nan tey bu état bi moo seetaan moo waroon a outiller police ak gendarmerie tey ñu xeex loolu ba mu dañ démb sax di gis naa opération bu mag pour moto yi am nan. déjà moto dafa waru daw te amul ay kayit amul plaque. waaw loolu njëkk a dangereux. kon Ndiaye moom maa ngi lay wax ne sa gars yi def vélo taxi dans les régions y a le document 89 l'arrêté ministériel portant réglementation des vélos taxis muy arrêté numéro 8903. du 29 octobre 2012 Mor Ngom signé woon ko mais def leen exploitation bi article 1 ba article 12 li ñu ci wax yëpp ñu appliqué ko da ngeen ko war a def kon yéen ba pare arrêté boobu gis naa ne sax c'est à porte-à-faux avec la loi. am na ay COP waaw c'est à porte-à-faux. comment su fekkee dañ ne ki nga war a def vélo taxi dans les régions. da nga war a am de nationalité sénégalaise. waaw da nga war a doon. war a am au moins 18 ans. war a am permis A1. war a am une attestation de formation. de sécurité routière boo xam ne une auto école agréée moom moo la ko wala délivré. est-ce que loolu ñooñu monsieur Ndiaye est-ce que gars yi ni am nañ loolu lépp. moto bi dañ ko war a immatriculer te moto bi war a def tey vélo taxi Moussa Thiam. la cylindrée elle doit être comprise entre 50 centimètres cubes et 125 centimètres cubes. ce qui veut dire que le vélo taxi dont la cylindrée est inférieure à moins de 50 centimètres cubes kooku warul def vélo taxi. un vélo taxi où la cylindrée est supérieure à 125 centimètres cubes kooku warul def tey vélo taxi. est-ce que moto yu ñu yor yoon. la cylindrée elle est comprise entre mi ngi ci intervalle boobu. est-ce que ñoom ci wàllu boppam am na licence soo gisee ma ne la. arrêté bi c'est à porte-à-faux avec la loi. oui heure bi tey Mamadou Ndiaye foofu mu toog dafa waroon a xeex ba loi bi arrêté bi ñu ko defee ba pare. ñu tëral une commission spéciale pour visite technique. spéciale bi ñu war a am. ñu war a xeexaat ban am benn commission boo xamante ni dañ ko war a xeex pour mu am licence parce que bala ngay def exploitation da ngay am licence. waaw. te amuñu licence amuñu visite technique. kon arrêté boobu c'est à porte-à-faux avec la loi.
kon ñoom pour le moment waruñu def exploitation waruñu def transport kon Mamadou bu ngeen bëggee nekk en réglementation il faut voir les autorités wala ngeen dem ministère des transports ngeen xeex ñu amal leen benn commission pour mu tëral leen pour benn commission ñu tëral ko pour ngeen def visite technique spéciale parce que moto yi dañ ciy monter échappement yoo xamante dafay perturber c'est pas normal des fois ñu yokk ci ay musique def ci musique boo xamante dafay fort te code de la route daf la am décibel yoo xamante ni moom la autorisé benn war amu leen benn moto amul droit daw te amul licence ndax licence moom mooy délimité tey exploitation fii nga war a def ak fii mi ngi mel ne transport urbain ak interurbain yow fii nga war a parce que boo liiree tey arrêté bi ba mu jeex ñoom waruñu dem ci hôtel yi waruñu dem tey ci aéroport yi waaye war nañ leen délimiter ne licence d'exploitation bi c'est d'un point A à un point B wala fii ngeen war a dem mais loolu amu fi kon loolu na ngeen ko yokk ci seen xeex ndax moto yi bi démb Moussa Thiam maa ngi am frère boo xam ne mi ngi hôpital waaw ñu ngi naan mi ngi dund wala de moto ko fiir démb ci suba am na benn waay boo xamante ni moo ñu daan monter son placo oto yi Bada la tuddee yàlla na ko yàlla yërëm jéggal ko démb lan ko rey ñu ngi ko suuli dan ko démb ay moto oto boo gis muy daw rétroviseur yi di lang moto ko fiir mbëkk dem buñ la njëkk buñ la mbëkkee buñ daanoo buñ la njëkkee yóg départ na dem seet ndax bu tee doonoo gaaw waaw auto accident ñi ngi rey am naa benn grand fii ci centenaire moto dana ko tell mu daanu dee moto bi waa ji taal moto bi dem yoon kon aussi état bi moom moo war a dimbali loolu lépp nag li ko indi li naan la nature a horreur du vide transport bi bu doxoon na mu waroon def ñu jaarale ko na mu war a jaar peut-être que les gens ne vont pas penser à exploiter les vélos taxis peut-être que nag taxi Kaolack ak Thiès peut-être que loolu lan xam moo tax ñu réglementé mais réglementation bi des na te maa ngi wax Mamadou il faut aller voir le directeur des transports routiers mais Cheikh Omar ñu jéem leen a tëral benn commission pour la visite technique spéciale bi amagu leen ko waru leen a daw ñu commission bi ñu tëral les critères qu'il faut pour avoir une visite technique spéciale waaye ñu tëral leen aussi une commission spéciale pour ngeen am licence ndax licence boo ko amul mënuloo def exploitation kon daw bi ngeen di daw c'est pas normal faut def exploit dans les régions waaw boo amee yeneen question Moussa bu la neexee. waaw non am na solo kay leeral précision yi am na solo trop jërëjëf. Mamadou merci waaw mon grand. Mamadou. waa grand dégg. Mamadou amoo looy laaj. non li nga intervention yi nga def moom. yaa ngi may dégg. intervention yi nga def moom am na solo. am na intervention yi nga def am na solo. waaw et que amal na njëriñ voilà. jërëjëf non am na solo trop kon ñu dégg nga ci waaw néew na de moom na ci wax tax nag ci transport boobu moom ci loolee lay yëngatu. wax na dëgg waaw ñu jël tuuti rek ci ligne bi asalaamaaleykum. allo salaamaaleykum wa rahmatulah. maaleykum salaam. waaw El Hadj Moussa ñu ngi lay ziar bu baax. ñu ngi lay dellu ziar waaw. waaw ñu ngi déglu émission bi ñu koy rafetlu. maa ngi tudd lii fooy wootee. maa ngi wootee Médina. bisimilah lii waaw. bon man mii di wax je suis un jeune boo xam te ne nii damay def livraison. comme waaw donc je suis quelqu'un qui est expérimenté de 3 ans. waaw. allo. waaw ñu ngi lay dégg. waaw ba ne comme ni nga ko waxee rek donc ñun day loolu ay ndaw ñoo xam te ni jàng nañ ba am fenn fu ñu egg am suñu ay lijaas amoon yaakaar nag. ñu mun ñu recaser fenn waaye bon. comme yàlla ak ndogalam rek. waaw. fan ñu mujj tourné ci wàllum ndawum livraison bi. dëgg la. mais nag lu jëm ci idées yi fii ak idées yi ngeen fee soulevé nii Moussa. man comme ñu mel ni sama genre yi idées yi nii amoon nañ ko il y a 3 ans ci ginnaaw. man ba may door dugg ci kii bi laa xamoon ni milieu bii nii bi ñu ko bàyyee rek fu muy mujjee du baax quoi. waaw. dëgg la allo. waaw ñu ngi lay dégg donc moo di résultat yi tey. parce que gis nga Moussa ma wax la dara de gis nga gars yi nekk ci kaw. jëm ci ministre du transport. ba ci chef de quartier wala ba ci maire wala ba ci commissariat de gendarmerie ils sont pas accessibles. ah oui. fu nekk jaar nañ fa pour mën a partager ak ñoom suñu ay solution suñu ay idée comment faire pour réguler kii bi. mais mënoo ci jot kenn. loolu nag. c'est des gars yoo xam ne ils sont inaccessibles. parce que diñu lay xool nga nekk ci benn métier. nekk ci benn liggéey di ci liggéey diñu lay xeeb. waaw mais ñun bi ñu am xalaatu naan dañuy dem. gis gars yi pour ñu détacher ñu benn xaw ma nu ñu koy woowee noonu comme ça ñun ñu mën a di fa dem di lijjën suñu ay bopp parce que ñun suñu bopp borom mu dey boo bëggee am carte grise. mënoo dem di ko def service des mines mënoo dem ut carte grise foo xam ne camionneur fële utee carte grise. bu ko am carte grise foo xam ne borom kalandoo bi borom taxi bi borom particulier ñun ñëpp fële utee carte grise. bokkul donc ñun on avait eu cette idée bu yàgg pour ñu détacher ñu. comme ça ñun ñu am suñu ay propre couleur. am suñu ay propre licence am suñu ay propre matricule am suñu ay propre carte grise. donc su ko defee nit ki bu exercer métier bi day dem dox
doxal yooyu noonu ut kay itam yooyu noonu yëpp pour kii nii mais nag moo wax la dara gis nga li jëm ci wàllum taxi Jakarta yi waaw c'est quelque chose de très très dangereux ñun ñuy nekk ci milieu bi di dox nii sax di livre ay livraison yi xam nañ ñuy jël taxi yi surtout nit ko xam te ni nii stigmatisé wuñu kenn mais bon yow bi nga juddoo ba am ba yenn âge bi nekkoo woon Dakar yaa ngi woon peut-être Kaolack di fa daw taxi wala yaa ngi woon Louga di fa daw taxi réalité yi nekk ci tali Louga ak yi nekk ci Dakar fii bokkul moo tax boo seetee ba seet bon loolu moo tax jiyee yi di gën a bëri parce que gars yi bi ñu ñëw maîtriser wuñu circulation bi fi nu muy demee xam nga ñëw fi ak xat-xatu Dakar yi bëgg tamit di daw ci tali bi fii yombul mais en tout cas bon gars yi instant bii nii pour réguler pour jéem a teg affaire bi ci yoon alaaj Moussa wallaahi du doon lu yomb quoi parce que instant bi mbir bi jaxasoo na ba pare donc instant bii nii gis nañ ci état bi dugal na ci loxoom def na ci xaalisam donc ñëpp a ngi jéem a sëkkatoo assiette bi pour ku nekk di ci jéem a dàq am lu mu ci am dàq dara mais instant yi nii pour jéem ko réguler nii c'est pratiquement trop tard mais le secteur parce que ñoo ngi gis ni le secteur du càq-càq moo ngi organisé wu mais allo ñoo ngi lay dégg kay waaw ma ne secteur càq-càq bi parce que livraison bi déjà gis nañu ay sociétés qui se créent ay start-up sax ñu ci créé ci loolu pour dégg moo suufee quoi waaw ma ne waaw maanaam am na ñoo xam ne daanaka ñoo ngi ciy créé sax ay sociétés ay initiatives yu am solo ci service livraison bi waaw d'accord y a pas de souci allez-y conclure ah d'accord oui c'est les réseaux ouais c'est dommage mais y a pas de souci ñu xaar ñu jël ñaar bu ñett si 88 628 98 ci situation am ndaxte nag service livraison bi gis nañ ni moo ngi organisé wu asalaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw sëñ Fousa. waaw kooku Ousmane. sëñ Afane. kooku Ousmane na nga def. lay ziar. danañ la ziar. lay ziar bu baax a baax a baax. jërëjëf sëñ Ousmane. dinaan émission bi amati na solo. waaw mais Moussa des fois dama yaakaar ni Sénégalais aussi bon doo comprendre li ñu bëgg quoi. waaw parce que dañ nekk ci benn phénomène bi am. oui. mais il faut ñu xool d'abord phénomène bi lu ko andi. oui. bon nécessité la. c'est un mal nécessaire. oui. mais ku ci nekk ci ñun. yaa ngi dégg allo. ñoo ngi lay dégg. waaw ku ci nekk si ñun rek bu xëccee jëmale ci côté rek daf lay xaw a métti si ñëpp. on a un problème d'employabilité. on a un problème de chômage Moussa. oui. état bon peut-être créé na un peu de conditions ah. oui. gis nga ni peut-être côté bi su ci appuyer jeunes yi dinañ dem. les gens ont pris des initiatives. booy bi dugg léegi wax na la ko. am nañ seen i idée créé nañ ay start-up gis nga mu ngi avancé ñu ngi dem. mais pourquoi freiner ça. oui. c'est que nañ toog ñu waxtaane ko comme ni nga def nii. comme ni nga def nii loolu mooy andi ay solution c'est que dañu bëgg tey ay solution comment vulgariser ça. merci. parce que ak le problème de la mobilité bi posé wu tey. waaw oui. mais da ngay gis ni càq-càq yi ça règle des problèmes. absolument oui. ça règle beaucoup de problèmes. beaucoup kay. tey par exemple xoolal Dakar ni mu mel soo jëlee configuration Dakar banlieue bi pour que ba gas pax yi ñu fi gas yëpp route du ñu war a defar. mais Moussa doo jël taxi yi da ngay toog xaar presque 4 heures de temps ou 1 heure de temps da ngay gis péage bi sa wàcc ni muy demee. waaw dëgg la. mais dëkk suy évolué àdduna suy dox da ngay ànd ak moom di dox. dëgg la. Sénégalais yi ñooy yaafus bi xam nga des fois dañu naan Sénégalais yi sont indisciplinés bëgguñu liggéey nangam mais soo defee ñu freiné sa élan. fan lañ jëm. aujourd'hui je suis pas d'accord avec Boy Diaw mi génn léegi quand bu énuméré li muy énuméré lépp. mais chaque jour que je fais y a des accidents qui se passent. ñu koy causé xam nañ ne c'est que faut pas ñu stigmatiser benn secteur rek. mais ay xalal soo leen yoree aussi ci réew situation am phénomène mondial adduna di dox. da nga leen di accompagner da nga leen di gunge. jox nga léegi l'exemple de car rapide. oui. jox nga léegi beaucoup d'exemples am na nit ñaa ngi teg seen bët ñu ngi koy gis. phénomène bi ñuy wax ci càq-càq yi c'est que yaa créé bon c'était pour transport wala ñu def ay courrier. mais tey tox nañ boo xam ne ils vont au-delà de ça dañu war a weesu affaire courrier. parce que tey nit ki jóg bureau tardé wala mu jóg embouteillage ba mu jël càq-càq dem yoonam. su ñëwaatee wala mu yónni chauffeur am mu dem jëlul ko otom. c'est vrai. c'est vrai. mais loolu tax des fois da nga leen Sénégalais ni pourquoi ñu soxorante suñu biir. tant de taxi ñu jël ñuy xeexlal benn deux roues transport de deux roues mais tu as 4 personnes à apporter moom benn rek la puis c'est un phénomène boo xamante ni tey dafa am cause bi c'est l'embouteillage c'est la mobilité. il faut pas freiner un élan quand même. te ñoom amuñu benn rapport. mooy li lañ la waa ji wax léegi il a soulevé un problème un cas boo xam ne ça va régler beaucoup de choses. accessibilité wu autorités yi déjà. ñoom waruñu mën a bokk ak
les véhicules fi ñuy passé permis fi ñuy ure seen carte grise seen prom mais la preuve le DG de CETUD on a ko démb mais bon daf ma renvoyé directeur transport il est très disponible c'est vrai mais moom il est avec le président moo loolu tax ñëwul. mais xam nga transport. voilà mais xam nga transport dafa yaatu. allo. waaw ñu ngi lay dégg. waaw ma ne xam nga transport dafa yaatu. c'est comme tous les secteurs de la vie. Moussa on est arrivé à un moment où sénégalais yi c'est que des fois foog ñu bañ a di jël benn secteur rek ñu yaakaar ni foofu rek moom ay problème boo demee ci tous les secteurs de la vie socio-professionnelle y a des problèmes mais dañ koy gérer on régule on organise dañuy adapté wu. c'est ça qui vaille. da ngay dem ci transport tey dañ lay wax le transport mais attends mais déjà ils ont investi avant sa émission week-end passé. waaw ça tourne autour de quoi. si problème transport ah. non bi passé waaw on a parlé globalement de tout. gis nga pour wax la ni gis nga Modou bi mu defee intervention problème par exemple usine de montage yi. waaw transfert de technologie waaw. mais tey war nañ mën a jël pourquoi pas ne pas faire un transfert de technologie et dès que ñuy jënd ay Jakarta ñoom leen ñu koy monter fii créer un secteur. au moins ça génère des emplois. jeunes yi yow sa masse lan la ça entre 18-35 ans ou bien 18-40 ans mais ça absorbe c'est des bacheliers c'est des licences. ñoo ci nekk ñoo xam ne mënuñu leen absorber en tant que mais dañuy créer initiative pour mën a au moins créer leur propre entreprise créer leur propre business. mais nag comme on vit dans un état organisé il faut ñu organiser ko il faut ñu dem ci étape par étape. faut pas que nit ñi ne non li baaxul warul am nangam na non tey moom on est arrivé à un monde où rien n'est impossible. lu ci nekk rek dañuy toog ñu waxtaane ko. du formel à de l'informel au formel. mu ngoog mais tey lan lañ lay wax. la secteur informel bi dafa dominer secteur formel bi de telle sorte que ni. il faut ñu réorganiser ko. mais c'est un saut. il faut tendre vers ça. il faut l'organiser. d'accord. merci beaucoup. jërëjëf si Souleymane waaw si Souleymane ñu tudd aussi ñu ngi leen di jégalu bu baax mais xam nga ñu soog ah mais c'est un débat voilà jërëjëf kontaan nañ bu baax a baax ñu xaar keneen ci très rapidement ci kenn ba ñaar daal di jël ndaxte nag li ñu dese si waxtu bëreetul si 88 628 98 98 tey ñu waxtaanee ci secteur maanaam l'utilisation donc usager des roues yi si Dakar ak ci région yi actuellement impact bu mu am ci ndaxte gis nañ ne waaw loo bëggoon intervenir ci maanaam comment. waaw balaa keneen di dugg. waaw voilà dafa dañu wax lu am solo. xam nga réew. buy avancer da ngay xam ne dafay avancer. et que joxe naa exemple par exemple ci benn société privée. bi nga xam ne am na organisation bu am solo bi nga xam ne mi ngi koy def. secteur bi nañ ko régulariser. waxtaan ak xale yi defal leen des formations gis nga secteur bi. ñi ci yor ay métiers kenn xamul nu mu toll. parce que bu ñuy def formation yi waxtaan ak ñoom. am na ñoo xam ne sax dañu lay bëgg wax ñoom dañu bëgg a defi seen métier. mais dañu gisul ku leen accompagner ci loolu. donc ñooñu il faut que nga déglu secteur bi. suñu mbokk mi intervenir sànq par rapport ak ci autorités yi. li mu wax dëgg la mais ñun. yàlla dimbali nañu ba ñun suñu accès ci suñu ay ministère du tutelle ak yooyu. jafewul ndax Cheikh Omar Gueye wax dëgg yàlla nit day wax rek te yàlla tax. amul dara loo xamante ni mi ngi fi te ma war koo wax te du dëgg. saa yoo ko woowee dina la wuyu su la mënul wuyu. il est très disponible dina la envoyer message. loolu dëgg la. voilà dina la envoyer message ne la dama jàpp bu paree dina la rappeler. dëgg la voilà te mi ngi ñuy déglu aussi. voilà mi ngi ñuy déglu te aussi pare na pour accompagner ñu pare na aussi pour jàppale ñu. déjà joxoon na ma ndigal. allo ñu jël ki ci ligne bi waaw joxoon na leen ndigal ngeen allo. waaw pour la mutation gratuite. waaw kii rek ci ligne pour la mutation gratuite. waaw depuis mais xam nga administration Sénégal dafa xaw a yéex tuuti. mais nee na ma mi ngi ci yoon bi parce que normalement depuis le premier. lañ ko waroon def jusque ba décembre. mooy dëru yi ñu mën leen a régulariser ak am këyit ak yu mel noonu. maintenant pour nga am këyit nag. da nga am ay critères. yi nga xam ne da nga ko war a am. parce que mënoo dem rek jël moto jàmbur dem ñu def ko sa tur. beneen bi may déplorer. mooy par exemple ñun suñu visite technique maanaam pour ñu war a mën a viser moto bi. waaw 7 heures la entre 6 heures du matin ba 7 heures. waaw yaa ngi dégg wala 7 heures ba 8 heures 0 minute. yéen a bokk même bërëb. non déglul ma wax la li gën a garaaw. waaw par exemple bu waree commencer 6 heures du matin. waaw yow ban heure ngay jóge sa kër.
ah man kay 5 heures. du non ban 5 heures 4 heures du matin. boo ñëwee 5 heures di nga fa fekk 1000 moto yu taxaw. kon doo ñëw 5 heures am na ñoo xam ne fa la ñuy fanaan dañuy agressé ci yoon bi dañu war a wutal des bureaux spéciaux. bureaux yi nga xamante ni. waaw ñun bu ñu ñëwee foofu la ñuy dem jubali. yaa ngi dégg mais fa ngeen defee visite technique. Colobane. ah oui d'accord fa lañ koy defee. 1 heure de temps lañ am. te loolu du yoon. 1 heure de temps ci des milliers et des milliers de motos. waaw nañ ñu wutal bureau bàyyi ñu ñuy xëy 8 heures ba 15 heures wala 8 heures ba midi ñu am suñu ay agents spéciaux yi nga xamante ni dinañ ñëw defaral ñu suñu visite technique. mën ñu préparer ñu dem fay pour def suñu ay mutation. loolu mooy dëgg. parce que nag vraiment ñu ngi ñuy agressé ñu ngi ñuy kar ci yoon yi lu nekk ñu bëgg koo teg borom moto yi mënul nekk. secteur bu nekk am na ay yàqu-yàqu yu fa am. secteur bu nekk aussi am na ñuy defar dama lay jox un exemple. soo demee Bambey suñu représentant mi ngi fa ki ñuy wax Mass. mais ñooñu boo demee ba gis leen ak seen i moto ak yeneen régions yi ay Richard Toll Dagana Assane bu Sédhiou ainsi de suite. Bamba bu Linguère keneen ak keneen ak keneen. des gens yoo xam ne boo leen gisee ñuy génn seen kër da nga naan ñii dafa am fu ñuy dem. dañuy raxas seen moto ba mu set sol seen i casque yu baax. sañ sol seen ay yére yu correct ñëw taxaw. day am dafay indi influence si yeneen xale yi. donc loolu dafa am solo ci doomu aadama. c'est des ambassadeurs ay nit lañ yoo xam ne dañu taxaw pour seen développement réew. am na ñoo xam ne bëgg nañu bàyyi secteur bi dem continuer seen ay métiers wala seen ay profession wala leneen ak leneen li nga xam ne jàng nañ ko. mais dañu amagul fu ñu jëm. donc ces gens-là il faut les parler convoquer ñu waxtaan ak ñun. ñu école centre de formation yi nga xam ne pour métier la ñu jël xale yi yóbbu leen foofu beneen bi. muy usine de montage yi waa ji doon évoqué. loolu yëpp mi ngi si suñu discussion. suñuy projet ak l'État du Sénégal. dañoo war a ñuy importer fii ñun di jaay ci sous-région bi. di def usine de montage. ak yu mel loolu dafay yokk liggéey. maintenant secteur boo ko réglé wul lu nekk dina la ci fekk lu nekk dina ci am. te nit ki des fois bu comprendre fu mu jëm. des fois day tañeex tañeexi rek ba dal ci kaw miir. mais tricycle yi est-ce que mënul dem sax boo régler le problème des charrettes parce que man dama toog tey san kenn laa ci doon waxtaanal je pense waaw c'est Souleymane des sécurités si maanaam tricycle yi nu ñuy defee transport bi est-ce que mënuñu dem tamit boo régler sax li nga xam ne moo di le problème des charrettes. comme ça li nga xam ne nu ñuy waaw. laal nga fu sensible. waaw. gis nga tricycle xam nga lan moo doon projet bu njëkk. c'était pour remplacer les charrettes. waaw mooy les tricycles là yi nga xam ni. suñu mbokk yeneen régions yi. ñoo ko yor waaw yeneen pays yi ñoo ko yor. syndicat kay bari na. voilà léegi nag. li waa ji wax il faut être sénégalais ainsi de suite nangam ak nangam. léegi nag damay def benn sensibilisation ci loolu. gis nga nit du xeeb métier. gis nga problème mu tricycle yi nga xamante ni day yeb bagage. waaw koom-koom bu mu mën a indi moto deux roues bi sax mënu koo indi. dëgg la parce que boo jëlee bagage tey par exemple syndicat bo A jëm B. lu mu dee di nga ci am benn 5000 francs bi nga xam ne sa benn déplacement la. wala benn 3000 francs bokkul ki ngay jël mu lay fay 200 wala mu lay fay 500. donc loolu soo ci liggéeyee journée bi am na ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko moom dafa am ay chiffre d'affaires yu am solo yu ci nekk. kon maa ngi lancé un appel solennel aux Sénégalais. ci ñi nga xamee ni amaguñ ci liñ jàpp ay métiers la yi nga xamante ni dafay indi koom. te bu ñu organiser woo tuuti. dinañ ci am luñ ci bëgg am. mais organisation bi bokk na ci mooy licence d'exploitation bi ñu doon wax encore ñu jël ki ci ligne bi asalaamaaleykum. salaamaaleykum. waaw kooku. ñu ngi lay ziar naka tey. sant yàlla barikalla. ci Abdou lañ koy wax. Abdou waaw bisimilah. ñu ngi ziar bu wér di rafetlu waxtaan bi. jërëjëf. mais di la wax ne ñun tamit ñu ngi waaj a dem wuti ay càq de. yéen ñan. ndax ñun suñu secteur dafa yàqu. yéen ñeneen ñan. ñun te secteur transfert. ñëpp a ngi waaj a tëj seen i place di dem. ndax lan maam coono yi ñu teg. transfert. waaw transfert d'argent. transfert d'argent. moo tax war nga ñëw wax ak ñun nag. incha allah rabbi waaw. waaw parce que ñun fi mu toll nii ñoo gën a méttile ñëpp parce que place yi tëj bëri na fi mu toll nii de. d'accord. waaw ndax benn problème bu ndaw boo xam ne état da ko war a lijjanti pour bàyyi ñu xel. te bàyyiwul ñu ci xel. d'accord. moo tax fi mu toll nii ne ñu ngi bëgg a dee parce que ñu bëri ñu ngi dàq seen i employés ñu bëri ñu ngi tëj seen i place. te suñ ko bàyyee mu continuer ñëppay bàyyi de. dëgg la. waaw parce que système bu baaxul rek. d'accord ba xam kenn mënu ci dara te am ak ñun. dinañ si def gëstu sëñ. waaw moo tax yow foog nga jàppale ñu ci loolu. noonu incha allah rabbi waaw bu soobee yàlla bu soobee yàlla bu ko defee ñu war a mën a ñëw toog foofu wax. ñëw waaw bu toog foofu soobee wax secteur yëpp la ñuy laal waaw bu soobee yàlla. waaw bu soobee yàlla moo tax ñun moom foog nga jug ci ñun nag. jërëjëf incha allah parce que fi mu toll nii moom suñu cas moo gën a critique Jakarta fi mu toll nii. d'accord waaw ok jërëjëf. maaleykum salaam wa rahmatullah. waaw sëñ bi bisimilah.
bisimilah Moussa sëñ Alaaji Moussa na nga def. maa ngi ziar taarikala. ziar naa la ziar. waaw waxtu wi nag li ñu desee bëritul xanaa nañ la may ñaari simili rek. man dinañ la may 2 minutes rek parce que waxtu wee ñu xoj fu mu ne nii. voilà bon d'accord naa man maanaam si li may wax. mooy ne dañoo bëgg a organiser milieu bi. oui. amoon na ku intervenir wax ci loi. ma yëgal ne rek. loi. waaw du anticiper. loi day ñëw fekk mbir mu organiser ko. maanaam gën ko dolli. am nu mu ko organiser. donc foofu dañuy inviter état mu profiter d'une situation mu analyser ko ban opportunité la koy jox. beneen bi muy bi ñu waree Jakarta rek ñu ngi laal transport. allo waaw maa ngi lay dégg waaw. waaw secteur transport la. dama wax ne Sénégal. dañoo teel ci gaar bi waaye dañoo nelaw bàyyi. d'accord. mooy usine motocycle bi amoon Kaolack. waaw mën nañu fexe ba jéem a xool nu ñu koy récupérer rek jéem a jënd licence bi. organiser. waaw à partir de là ñu produire un produit qui est sénégalais. à partir de nos techniciens. d'accord c'est possible kooku ñu ko ne ci solution yi ñuy wax. parmi d'autres. beneen bi maa ngi rappelé wu affaire oto bi ñu doon wax gaynde. waaw. ñu ne Tata ñoo bokk même histoire. donc moteuru Volkswagen la ñu démarré. waaw ba léegi noonu donc c'était des éléments que je voulais vraiment sorti ci affaire yi. dëgg la jërëjëf waaw. situation moo indi situation. dëgg la sëñ Tamba. voilà c'est ça donc mënuñoo dàq parce que soxla ni fi la. embouteillage yi ñun nekk fii ñun di xëy. des fois ce rendez-vous taxi mënu ko réglé. wasalaam. dëgg la jërëjëf waaw kon nag dégg nga ci fànn mais doy na waa. waaw allez-y. wax na dëgg parce que gis nga dafa am lu nga xamante ni nit ñi ñoo ko soxla en fait. nit ñi ñooy bëgg dem ci tranquillité ñooy bëgg dem ci jàmm ak salaam dellu si. léegi nag loolu nañ ko saytu. ñu gën a toog ak état bi. gën a waxtaan ak ñoom. kañ ngeen gëj ak ñoom yéen ci jotaay. bon semaine passée rek. donc ensuite fan yi ñoom dañoo xaw a am tuuti parce que aussi du ñun rek ñoo nekk ci réew mi. donc des fois dañuy xaw a jàpp. donc ñi ngi préparé wu di gën a waxtaan ak ñoom. ba nga xam ni tënk nañ. woo nag ñëpp ñi nga xam ne aussi ñooy les représentants yi nekk ci secteur bi. parce que du man rek am na ñi nga xamante ni aussi peut-être man maa leen jiite. mais am na ñi nga xam ni aussi. ñoom ñoo ngi ci yeneen secteur su ko defee ñu toog ci waxtaan ci. waxtaanaat ci ba mu ñor. ñun ñëpp ñu àndandoo xool li nga xamante ni moom mooy avancer réew mi. ñu taxaw mais c'est un mal nécessaire mais nan la ñu mën a régler le cas de Dakar actuellement. le cas Dakar est envahi. maintenant am na lu commencé. mi ngi bëgg am na doole sax. mais mën nañ ci jóg nii léegi. régler ko. mooy par exemple tey bu ñu toogoon tey waxtaan. ñu dégluwante ñun ñii suñu biir ñun ñëpp dinañ kenn ku ne dina génnee xelam ak xalaatam. d'accord ñu bañ a xool nag li ma bëgg man. wala li keneen bëgg. ñu xool li nga xam ni yoon wax na ko li nga xamante ne mooy intérêt bi nga xamante ne moom mooy njëriñ bi war a jëm ci xale yi. jëm ci Sénégal. ñu def ko parce que loolu aussi mooy dëgg. ndax nit ki tamit doo xool li ko neex rek. aussi bàyyi ko muy def lu ko neex. te ñu war a mais nag am na côté boo xam ne tamit il faut que ñoom it ñu xaw a teggi seen loxo. ñu xaw ci teggi seen loxo tuuti. pour que xale yi mën a formel. xale yi mën a formel. benn laps de temps ñu bàyyi nit ñi mën a formel aussi kon ne def des sensibilisations par rapport à ça. li may gën a insister nag mooy nañu dooleel toutes les sociétés. privé yi nga xamante ni ñi ngi jàppale secteur parce que état mënul def lépp. nañu accompagner ñooñu muy la direction de la nouvelle prévention routière bi monsieur Mansour Faye géré. nga xam ne ñoom yàgg nañu Matar Faye muy suñu grand bu baax. ko ku baax la nit ku baax la. ñooñu dañ leen a war a dooleel. yàgg na toog foofu nga toog noonu. voilà donc ak waa Ouest Africa waa Laser ak waa CNTS yi nga xam parce que ñoom ñooñu defar. amul gisaguñ keneen nag. ñoom ñoo ñu defal. ñoo ngi si yoon defar leen mais defaroogu leen. non mais mënul sotti ci benn fan. ak ñaari fan. très bien du dëgg dañ koo war a accélérer. dañ koo war a accélérer. état bi aussi dégluñu parce que ñun li ñu am ci Omar Youm. am ko ci Mansour Faye. musuñu koo am ci benn autorité. musuñu koo am ci benn mais c'est vrai. li ñu am ci Cheikh Oumar Gueye le directeur du transport. am ko ci. Omar Youm bi nga xamante ni monsieur Omar Youm mu baal ma ministre bi nga xam ni moo fi nekkoon ak li ñu am ci Mansour Faye mii nga xam ne daf ñoo convoqué kaay leen ñu toog xool liy doxal Sénégal ak yu mel noonu ñooñu li ñu am ci ñoom ñun mosuñu ko am ci kenn maintenant
le président a dit d'écouter la jeunesse. président loolu la wax. mais gars yi est-ce que gars yi xaw ñu ragal soulèvement ak yooyu moo tax ñu leen di jéem a napp. non du napp. du soulèvement yooyu di leen jéem a. déedéet ñun nangootuñu. parce que gars yi ñun nangootuñu. mais lii nan lañ leen mën a def pour mu nekk un emploi durable parce que tamit gars yi ñu ngi wax gis nga benn durée de temps nga koy def après c'est fini. waa xam nga. waaw loolu. dañ ni. est-ce que di ngeen ci waxtaan ci loolu. non dañuy waxtaan ci loolu xam nga boo dégluloo gis nga man idée yi ma am. am na ñu nga xamante ni ñi ngi yor ay idées yoo xam ne tey bu ñu ko génnee woon sama bos réer. il faut nit ñi di dégluwante. kenn ku ne di indi sa xalaat. dëgg la c'est pas parce que yow yaa jiite rek wala nangam li nga wax moo baax. déedéet nit ñaa ngi toog. am na ñi nga xamante ni liggéey bi may def ñi ngi def liggéey bu gën a am solo boobu. mais peut-être amuñu occasion pour ñëw toog wala pour mën ci wax. dëgg la ñun ñoo ñëpp dañ leen di déglu donc nañu wootee rencontre ñu toog waxtaan. très bien li nga xam ne nag mooy jëmmal suñu réew. defar suñu capital. rafetal ko ba ku ñëw respecté ñu. ñun pare nañu pour ànd ak ñoom ci liggéey boobu. très bien voilà donc daal mi ngi noonu. jërëjëf mi ngi noonu léegi nag bu boo ma mënee may rek ma nuyu ñi nga xam ne aussi vraiment. waaja très rapidement. voilà donc maa ngi non damay nuyu rek ñi nga xam ne ci ñi nga xam ne ci ñooy suñu ay représentants. d'accord ci région yi ak département yi. waaw non day bari 45 départements la. voilà donc comme dañ ma teree lim bi. voilà donc maa ngi leen di remercier parce que ñoom laay àndal di liggéey. des 45 départements gis nañ seen taxawaay. nañu gën a jàpp. les conducteurs na ngeen gën a respecter code de la route. na ngeen gën a respecter seen bopp. na ngeen def li nga xamante ni moo war. soo leen gisee ki nga xamante ni dugg na ci suñu secteur par exemple di def naka su dul noonu ces gens là il faut les dénoncer parce que loolu mooy dëgg. voilà di nuyu nag vraiment mënuma bayta loo Teranga c'est le porte-parole des deux roues bi nga xam ne aussi mi ngi fii ci Dakar. d'accord voilà di nuyu ñëpp di sant ñëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf Mamadou Ndiaye bii di jiite Résoudre kon mbokk yi loolu lañ leen indiloon ci jotaay dëgg la tey nag wax dëgg yàlla directeur des transports moom joxe woon na ni bëggoon na ci addu waaye nag xam nga rek ci jotaay yu mu nekk la waaye teewut beneen yoon dinañ gën a yaatalaat waxtaan wi loolu sabab bi mooy daanaka daal seetlu la constat bu ñu gis ci Ndakaaru ni actuellement ni Dakar dóoru yu bëri na nan lañ ko war a organiser bu nekkee tamit loolee nan lañ ko war a formaliser ndaxte nag jàpp nañu sax ci contexte bu ñu nekk bu ñuy wax naan dañoo war a gën a yokk ndaw xëy yi waaye tamit ci lii ñu jublu ci liggéey ci nan lañ ko war a diggale ba nga xam ni kenn du ci loru naam bu nekkee sax léeg-léeg tamit ñu joxañ leen baaraam tuuma daal ci maanaam ci xeetu dawalin boo tax ni léeg-léeg daal day indi jéey bëri boo ci lu ci mën dem rek incha allah dinañ gën a yokk waxtaan bi leen dig daje incha allah ci beneen samedi si beneen waxtaan fii sur seen rajo jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen ànd ak seen rajo leen dig incha allah si beneen waxtaan sur seen rajo jërë ngeen jëf